am na fu ñu teg seen tànk récépissé yi nga xamante ne tey jii am nañu ko muy ay organisation homosexuelle góor jigéen yooyu tey nekk ci réew mi di organiser ay réunion nekk ci réew mi ñu dooleel leen bu ñu bëggee tukki nekk ci réew mi di def seen activité muy mbir mu doy waar parce que damay wax ne souvent góor yàlla dafa sàkk góor sàkk jigéen xar mu góor sax xar mu jigéen lay wër fas wu góor wi sax fas wu jigéen lay wër mais góor naka la góor mën a bàyyee jigéen ñi fii dem di sëy entre ñoom kon moo lay wan ne crise des valeurs am na mais mbonte am na kon nañ ci dugg nañ ci xuus bu baax a baax ci thème boobu parce que expert yaa ngi fi mais balaay loolu damay ànd ak vraiment sëriñ Aliou ñu dem xool suñu premier élément ñëw ci plateau bi soog a ubbi débat bi abul su ngeen gisee lu tax may def vidéo bi dama am lu mu metti lu ko waral mooy li nga xam ne moo xew démb Nioro xam naa ne ñu bëri yëg nañ ko ñu ko yëgul bëriwul muy association des góor jigéen de Nioro ñuy dem bay am sañ-sañu di organiser réunion CEDEPS di fa invité YNCS pour benn séance de dépistage pour xool ndax ñoom am nañ sida wala amuñu sida ñu dem bay am fiitu di invité seeni mbokk góor jigéen yu jóge ko Kaolack di ñëw ba Nioro di ko fa defee waaye nag lii yàgg naa am Nioro ñu koy bàyyi muy jàll ndax je parle sous le contrôle d'une personne très importante à Nioro boo xam ne tey xam naa dina gis vidéo bii may def toog naa néegam mu toog ci kaw la ma toog ci suuf mu ne ma dafa am lu ko métti parce que dafa gis ne góor jigéenu Nioro yi dem nañ ba jot subvention 7 millions weer bii ñu génn bi moo koy wax ak léegi war na mat 3 ans bu ko ëppul bi mu ko waxee man loolu mënuma ko woon sax gëm bu nekkul woon moom moo ma ko wax bu nekkoon keneen moo ma ko wax du ma ko gëm mais moom moo ma ko wax te kooku lu ma wax gëm naa ko parce que dëgg la su ma waxoon turam tey di ngeen xam ne kooku du wax waxi caaxaan góor jigéen yooyu tey ñoo dem ba am tey doole di dem ba am sañ-sañu fit tey di organiser ay réunion ci dëkk Maba Jaxu Ba ñun waa Nioro nekk ay ndaw nekk ay jeunes nekk ay responsable loolu am Nioro ñu ne patt toog di xoole mu mel ni ñun affaire boobu noonu tey ñun amul dara lu ñu war a mun a métti même bu fekkente ne tey dañoo nekk ci séance bi nga période pandémie ñuy aaye tey li nga xamante ni moom mooy regroupement tey lii jar na sax ñun ñëpp ñu corona dee ndax corona bii nii tey ñu ngi dem ba ñun ñëpp di takk ay masque suñuy mbokk ñu ngi ciy dee suñuy xarit suñu am di jàmm ñu ngi dee tey Sénégal te lu tax tey coronavirus bi am ñun defuñ ko parce que tey chinois bi nga xam ne moom moo dem ba lekk ji seen rab yooyu noonu ñu yor pangolin xaw ma ñu dem ba feebar bi feeñ Chine tasaaroo ci àdduna bi ba mu koy lekk boobu ñun ñu ngi toog Nioro wala Ndakaaru gii di lekk suñu ceeb kon ay du yem ci bopp borom lii nii nga xamante ni tey ñu ngi koy bàyyi muy law biir Nioro kanam la jëm buñ ci jógul te il est grand temps ñun waa Nioro di ñu jóg fajal ko suñu bopp parce que on sait que dans certaines situations extrêmes la loi est inadaptée gendarmerie Nioro ñoom ñoo leen dispersé premier adjoint au maire bi nga xam ne moom mooy wàkk lii moom moo ko yëg avertir gendarmerie Nioro yu ñëw lu tax ñu leen di tas lu tax arrêté wuñu leen ndax ñoom dañoo def double délit tey bu doon benn pass yi moo dem organiser benn réunion sans autorisation ci CEDEPS boobu dañ koy jàpp tëj ko dinañ ko alamaan Nioro yëpp dinañ xam ne arrêté nañ pass yi parce que dafa def réunion takkul masque te pandémie bi kenn du mais ñoom waxuma la ñu organiser réunion mais dañoo organiser réunion ci pandémie bi ba pare nekk ay góor jigéen am autorisation naan dañuy def ay dépistage sida li ma ci gën a métti mooy Nioro góor jigéen yi ñu ngi ëppee suñu quartier bi nga xam ne mooy quartier Médina bàyyi góor jigéen yi wala ndeyu góor jigéen yi Médina la dëkk li may wax nii xam ngeen ko Médina moo ëpp góor jigéen ci Nioro te li nga xamante ni mooy subvention yi ñuy jot di ay millions gën na yokku te dara amul lu dul tey Nioro tey jeune bu fay màggee tey yaa ngi gis góor jigéen ni ñu fay taxawaaloo di leen wan ne ils ont la belle vie di am ay téléphones yu cher di sol ay yére yu cher di yor ay oto yu cher di jël xale yu ndaw yi di leen ci dugal barki de moo njaay ba nga xamante ni tey couvre-feu bi dañ ne 20 heures dafa cher population Nioro dañoo jóg dem wax ak waa gendarmerie wax ak président
ñu dindi ko te loolu du dara lu dul dañ ne rek 20h la dafa teel nañ ko bàyyi ba 23h kon lii moo gën a critique ay mbiru ay couvre-feu wala leneen rek leen kon dafa jot population bu Nioro ñu jóg ñu xeex lii parce que lii daf fi war a deñ. jërë ngeen jëf mbokk yi Aliou ñu ngi lay jaajëfal ci élément bi bu baax a baax gis ngeen tey jii li xewoon Nioro muy réunion bu fa ay góor jigéen ameloon mais moo lay wan ne tey jii yamul rek ci Nioro au niveau de Dakar dans tous les régions am nañ fa seen kuréel yu ñu samp te ñu ngi doxal bu baax a baax kon sans plus tarder damay jox kàddu gi Mame Mactar si sama question bu njëkk mooy lan moo waral góor jigéen am doole Sénégal. waaw jërëjëf Mass xam nga ñun ñi ñëpp toog ci plateau bi ba ñu nekkee tout tànk lu ci waaye gàtt gàtt xel yaa ngi fàttaliku. bu xew yi daan am muy takk yeeg ngénte yi. suñu bàjjen yeeg suñu umpaañ yi ñaare boolu beñe yeeg boolu laax yi. dëgg la buñ ko daan séddale ci koñ bi. borom ñaari tur yi lañ ko daan jox. absolument daaw ñu nëbbu. wallaay nekkoon doublement homosexuel et travesti. ndax dañ daan solo comme jigéen sol ay ndoket. puudaru maquillé wu di regeju et cetera ñun ñi nekk ay xale. ku ci yenn bool yi beeñe di ko yóbbu sa bopp koñ ba ñu topp sa ginnaaw di la kokkali ngay def ay jeux de hanche di regeju donc ñoom dañu bokkoon dans le folklore. et mais ça s'arrêtait là. ok dañ leen daan ñaawal rek di leen kokkali fa la yemoon. ñoo daan waaye jamono di dox jël ndawtal yeeg yooyu. mu ngoog. jamono di dox ñu taxawal ay kuréel. pour ne pas dire ay daayira. bu ñu fii te yooyu yi ci ëpp nag dañ ci laxas tooñ. dinaa koy faral di wax mon ami Seydi Gassama bu Amnesty International naan waaye c'est des minorités sexuelles ma ne yéen droit de l'homme yi avocat wu ñii. ne ngeen nañ leen may jàmm na ngeen leen wax dëgg aussi. minorité du tooñ majorité. absolument alors ma ne nag ku fi lim seen tooñ yi duñ fi jóg waaye dama siy jukki 3 ou 4 rek. et je prends le général Mamadou Niang à témoin. il est vivant moo nekk ci ñiy jiite dialogue politique bi. qui était à l'époque ministre de l'intérieur. ok Abdou Latif Gueye dafa jot ay fax yoo xam ne suñu benn responsable Jamra buy liggéey ci benn hôtel bu mag moo ko sàcc ci secrétariat yi. daw indil ko ko. ñu gis ne c'est des réservations de masse au niveau de 4 réceptifs hôteliers. ñu topp ko ba am ñu ngi ci ràññee ci ay kàngam occidentaux yoo xam ne yàgg nañ di yëngatu ci kuréelu LGBT yi. suñu soupçon daal di commencé di gën a dëgër di gën a affirmé wu. ñu di ko topp ba gis ne un patron de presse. ndekete moom moo daan jot fax yi di defi réservation yi. mais ba tey xamuñu lan la. doy na waar. alors ñu continuer di gëstu. ñu yëg ne ndekete kuréelu LGBT bu Hollande bu France ak bu Allemagne. nee nañ dañu bëgg am une percée en Afrique de l'Ouest et par conséquent le Sénégal étant le pays de la teranga par excellence. yaakaar nañu ne bu ñu fi organiser le premier gay pride. après dañ def effet boule de neige au niveau des pays voisins. c'était ça leur plan. ok ñu daal di jël fax yi ñaan audience le général Mamadou Niang. ne ko ñun daal nekkuñu fii di xatal kenn wala def trouble à l'ordre public waaye lii bu fi amee yow di nga am liggéey en tant que ministre de l'intérieur parce que am na Sénégalais yoo xam ne seen bakken la leen jaral. ay góor jigéen di défilé ci mbedd mi. mu ne lu xew ñu daal di jël fax yëpp jox ko. keroog laa ko gis en tant que talibé Tidiane xam nga dafa ngoy ci diine ji bët yi taa. mu si Guinée daal il ne pouvait pas imaginer une seconde dans sa vie que dëkk bu tedd nii. mag ñi tëdd Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène. ay doomu réew mi Sénégal ñu ngi fiy waajal lu mel nii. alors immédiatement la woo secrétaire bi dicté ko benn fax. nee ko non seulement na nga ko yónnee 3 réceptifs hôteliers yi ñu Jamra wax ne fa lañ koy defee waaye na nga ko yónnee l'ensemble des réceptifs hôteliers du Sénégal. nee leen ku fi juum ba héberger lu niroog séminaire rawatina congrès wala gay pride. ci wàllu borom ñaari tur di nga nekk en porte-à-faux avec l'article 319 te yoon dana dal sa kaw. alors ndaw si jël ko nag faxé ko partout. congrès ba yàqu gay pride ba yàqu yëpp échoué. patron de presse boobu ëllëg sa mu éditorial ñu lu mu ñu yàqul rek daf ko fàtte. alors loolu tooñ la. deuxième tooñ maa ngi jël à témoin sénatango Cheikh Oumar te yore journal Les Échos nu mu tuddati Cheikh Oumar Ndaw. à l'époque il était le rédacteur en chef de l'AS. moom def un récit
ñun ñu dem sur le terrain recouper ko muy li am nee na daal gardien wu cimetière wu Soumbédioune bi baie de Soumbédioune xam nga kii cimetière bu ñu abandonné la ndax tëj nañ ko depuis 74 gardien bi daal moo jékki-jékki rek booru timis yooyu rek tëgg gémmiñ gi daw génn ci armée yi di yuuxu mel ni ku jommi riverains yi daw génn wër ko ne ko lu xew muy yuuxu rek ne dem leen ngeen xool alors moo am ay jeunes yu dugg ñu fekk ñaari punkal parce que cimetière bu ñu tëj la léegi amatul enterrement comme ni leen seen ndey juree ñu nekk ci bàmmeelu nit ku baax koo xam ne par pudeur bugguma sax tudda turam di fa def seen yu bon mu am un troisième larron avec une caméra haute définition di filmer non c'est grave alors bu dul woon gaawaayu commissaire u 4e arrondissement bu Médina non xam nga foofu aussi doo jàll noonu rek parce que lu doy waar nga wax lu doy parce que bu ñu demee ba ci biir armeel ñu jël fi kilifa tëdd ñaari ju góor jigéen nekk fa maanaam profanation bu doy waar la ba pare mais insulte à l'islam la ba pare ñu leen di filmer ça veut dire que am nañ objectif bu ñu jubli ci loolu wax na ko ci audition d'enquête bi yàlla dimbali nañu ba am nañ ci ay indiscrétion et bu dul woon gaawaayu commissariat 4e arrondissement bain de sang dana am parce que waa Gueule Tapée Fann ok dañu génn maire yore kuddi ci noir xale yore kuuru Baye Fall mais commissaire bi ak ay nitam ñoo dox digganteem ak gars yi rawale leen alors ca audition ba on a été abasourdi d'apprendre parce que commissaire def leen yéen ni àll bi yaatoo seen yu bon yi hôtel ana booru géej pourquoi ngeen tëdd fii bëgg dukk fii nga xam ne ay wëliwu yàlla sang fuy tëdd mu ne comme que ñoom dañuy tourner un film pornographique d'une dizaine de minutes subhanallah boo ko jaayee à des sites internet pornographiques admettons pour une valeur de 3 millions bu dee da nga ko tourner dans un lieu de culte ou bien une église abandonnée une mosquée abandonnée wala boog des cimetières abandonnés plus-value la fa nga waroon am 3 millions di nga fa am 6 millions loolu tooñ la et enfin ma cité bi récent yàlla dafa def ñun julliti dañu am un calendrier hégérien lunaire ou teg suñu mbokku collectif yi c'est fixe par exemple Noël c'est toujours 25 décembre éternellement waaye yàlla dogal calendrier hégérien bi di tourner ba 2015 mawlud bi tombé le 25 décembre catholique yi itam naka jekk seen Noël ñuy màggal juddu Seydina Isa alayhi salaam Jésus-Christ tombé le 25 ba beaucoup de militants du dialogue islamo-chrétien waaw wax dëgg yàlla lii dina rafetal jaxasoo bi diggante jullit ak catholique lobby homosexuel yi def exprès choisir ce jour symbolique jël beneen deuxième symbole mooy l'école Ibrahima Diouf de Kaolack nga xam ne kàngam yu bari fa la ñuy jàngee génn fa ko école boobu symbole la Kaolack jël benn troisième symbole mooy suuf su tedd su mel ni fi Cheikh Al Khalifa Baye Ibrahima Niass tëdd ñëw ca école Ibrahima Diouf takk fa 11 mariages homosexuels keroog dañu taal oto dem ba Kaolack pour sargal le commissaire Bokar Niang ndax moom teeloon na information bi comme ñun depuis 3 mois que gars yi ngi koy préparé waaye mu ànd ak sagoom rek parce que article 319 dafa ne kenn amul droit jàppaleen te fekkoo leen en flagrant délit kon mu ne tekk rek ba pare fab benn ndawam infiltré leen kooku nekk ci biir di ko informer ñuy topp dossier bi di ko topp ba le jour J ba gars yi dugg ci hangar ba tëj bunt yi ba tàmbali commissaire bi lancé assaut rek gars yi dajji ñu fekke leen sur les faits commissaire bi daal di ut des pièces à conviction pour procureur jël na ay robe de mariée ay bague de mariée ak yu bon yi nga tudda léegi mooy 11 góor 11 voilà ñaari tur yi ñuy jàppoon kaw yooyu yëpp ay tooñ la ñoom nag léegi ñoom seen bopp sax may nañ leen visa may leen léegi da nga may ma jeexal rek ci tooñ yi waaw lesbiennes yi waaw lesbiennes yi waaw août 2019 parce que jusque là góor jigéen yi la cité seen i tooñ mën nañ cité benn tooñu lesbienne mais y'en a beaucoup août 2019 dañuy toog fii ñu ne am na assaut ay jigéen song benn këru jigéen aro yu lew na ñu ne waa lu xew police jóg foncé vers cette localité ndekete c'était une vingtaine de lesbiennes chef de gang bi moo lancé assaut bi heureusement police gaaw na ba def procéder à des arrestations procès ba toute la presse était là-bas tous les chroniqueurs judiciaires Pape Ndiaye yëpp demoon nañ mais ils ont été abasourdis d'apprendre ndaw si bañ ko jàppee ne ko yow kii loo jotee ak moom nee na man sama far la woon dama dégg ne daf ma bàyyi ne day dellu ca néegu sëyam maanaam ñoom boo xasee ba bokk ci ñoom nga ne da nga leen di bàyyi pour baax dellu ci lu baax dellu ci sëy ci farata ak sunna nee na loolu lañ ko mere mu demoon organiser une expédition punitive pour ñu duma ko
moo wax loolu du tooñ. tooñ la voilà après nag dinañ egsi nag si kanam tuuti. incha allah leen may fit. ba ñuy tooñ récépissé yeeg ak ambassade yi leen di fit may fit. incha allah tooñ bu doy waar la ci lesbienne boobu ndax mujj naa ñëw sax ci benn émission. ba lim fa turu lesbienne Sénégal gi yëpp. ndax xamante nañu xam nañu ñoom ñooy ñan ñun xam nañ leen. mon consultant. macha allah imam Cheikh. Mbuub dégg nga li sëñ Mame Mactar wax. lan mooy dooleel góor jigéen di Sénégal. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa taxawaay wax dëgg yàlla ku jar a encouragé nga ndax lii dafa laaj courage. Courage ci sa réew courage ci sa pas-pasu diine moo lay may lii. du ñëpp ñoo ko mën def. kon il faut ñu ko encouragé ci loolu. yal na ko yàgg a taxawee. jërëjëf macha allah xam nga góor jigéen alkande la d'abord. aussi lu yàgg ci àddina la. alors am na ñu ko tuddee nag feebar. mooy ñi leen bëgg a jox loxo génne leen ci kàmm gi ñu nekk. am na ñoo xam ne boo la yeboon tey ci ay góor jigéen ñu naxanteeg ñoom ba génne leen parce que ak alkande la ak yàqu la. am na ñoo xam ne dañ leen def croix rek ne sawra lañ jëm. et on tourne la page. parce que alxuraan dafa wax malaaka yi ne leen am na ñu wax ne kat yéen leen doon jaamu ci àddina ñu ne subhaanaka anta waliyuna wa yawma yaxshuruhum jamian summa yaqulu lil malaikatu a haulaai iyaakum kaanu yacbuduuna mais malaaka yi aussi répondre yàlla ne quoi innahum kaanu yacbuduuna jinn gis nga góor jigéen nag franc-maçonnerie benn kilifa ñu am mooy seytaana ñoo bokk sëriñ mooy seytaana lenn nag maa ngi ko attirer attention nit ñi mooy kenn mënta fexe ba lu bon jóge ci àddina bi il faut mu leer loolu il faut ñu am dem sawara sawara dañ ko préparer pour ay nit il faut nga xam fii nit ñoo xam buñ dekkee da nga leen gis ñu romb la ñu ñooñ leen yóbbu leen sawara dana am kenn mënta fexe mbon du am ci àddina mais xam ñu lu ñu sonal mooy ki bon kay na dugg néegam naan sagaram tox yamba bu yem ci moom mais suñ góor gu baax yi li xam nga ko sonal li ko sonal mooy ni ñu amee fitu génn influence suñuy doomi bopp yàq suñu jeunesse am fitu tasaare caay-caay gi mais yeneen caay-caay yul góor jigéen am na Sénégal waaye di nangu jabaru jaama daw ak moom caay-caay la ndaw siy sëy am jëkkër am far caay-caay la est-ce que xam nga ma bëgg a wax bu baax kay. bakkaar yi bëri na moom da cee bokk mais ñoom li tax ñu attaqué leen mooy fit ak tooñ gi mu wax maanaam fitu attaqué nit ñi mais yamu ca nag. bàkkaar ba dafa jéggi doy dafa xam nga fi may gën a pampe bala maa jëm mooy sharia moom li mu ci wax dafa leer dafa ne ki tànn ngóor jigéen yéeféer la bu jullee baaxul bu wooree baaxul bu génnee azaka baaxul bu takkee sëy baaxul bu teewee ci fu ñuy takkee sëy muy kilifa ga baaxul yaa ngi may dégg il n'est plus musulman il n'est plus compté un homme de croix amatu croyance bu dee kenn waru ko jullee kenn warul sax yaatal ak deem nañ ko sànni ci sën ba donc ñoom seen affaire leer na waaye nag doo xam laay ji yàlla wax pour nga jox leen chance ñu baax parce que man li tax ma toog fi ñaar la mooy wan leen ni leen may leen nit ñi jàmm waaye nag buntu yàlla bi ubbi na ko pour ku bëgg a baax c'est très important on n'a pas le droit de fermer toutes les portes wan ne ni ku bëgg a baax yàlla war na la gannaaw déedéet Ibnu Abbas nee na fekk ëf guñ boftu ba wal ku jéggalu yàlla jéggal la bakkaar bu mu mën a doon waaye dina fay na rey téeméeri bakkan tey bu tuubee yàlla jéggal ko kon maanaam góor jigéen ñi ñuy seetaan nii. non c'est important parce que loolu mooy permettre ñoom ñu xam ni may ma leeral yàlla ñëpp la jaboote voilà ku ci bëgg a tuub war nga mën a xam nga souvent tax ko foofu dafa am solo fi nga nekk maanaam nit mën na nekk ci bàkkaar ba yaakaar ne moom il est condamné mais ñàkk a xam sax qul yaa ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian xoolal la ilaha illa allah alquran garaw mu ne inna allaha yaxfiru zunuba bu def liif ak laam def ko au pluriel tous les péchés mais mu ne jamian je dis bien tout est-ce que xam nga wa nakira gi maanaam yàlla dafa ni lépp lay baale dama ni lépp laa wax jamian ji loolu lay dox ça veut dire que yow ma góor jigéen nga li la ci dugal man xaw ma lan la mais yàlla nee na boo tuubi mu baal la
Baye Matar c'est très important il faut véhiculer ce message là ça va leur permettre ñu parce que li pousser nit ci lu bon daa bari bañ ci dugg nag moo gën nag waaw non déedéet moo gën dugg ci du tuub nag waaw déedéet waa ji tux yamba mi ngi tux yamba ma nga am doom wala jabar bu koy tux da ngay naxante moom imam kii sàcc kii njaaloo et cetera imam nga baal ma sof la laaj parce que man li ma jaaxal vraiment man lu ma jaaxal la lu tax góor bàyyi fii jigéen ñaa ngi bëgg sëy ba bëgg dama xool ci internet bi mais lu tax góor bàyyi fi jigéen di sëy ak góor seen biir sa tontu lan moo waral loolu c'est ça le problème xam-xam moo la tontu nee na dafa seetlu ni kuti buy sëy day xool kuti bu jigéen kuti tur yu ci wolof dama koy moytu ndax péjorativité bu ci nekk xam nga li ma wax mu ne kuti un chien buy sëy sexuellement day seeti kuti bu jigéen moom sax kuti bi rus na jël bu góor bi kon duy fi nit ki ko nekk leneen la de il faut nga bàyyi xel li ma wax nit ku yor tous les éléments humains du nekk góor jigéen dëgg la am na ay vie am na yu manqué yaa koy waral nag dañ ci ñëw après bàyyi incha allah jërëjëf macha allah jërëjëf imam professeur Omar Diagne dégg nga sëñ Mame Matar dégg nga aussi imam Cheikh Diop moom tuwaat laaj bi rek mooy lan moo dooleel góor jigéeni Sénégal waaw sëñ Mass jërëjëf si laaj bi maa ngi am mbégte loolu dégg li imam ak lu Mame Matar tàmbali déjà si wax ji lan moo may doole góor jigéen fi Sénégal mun naa jàpp ni ñetti ponk ñetti poñ a ngi fi nga xam ne daal jàpp naa ne luy dooleel mbir moomu la fi Sénégal bi si jiitu dañoo am yoon bi nga xam ne yoon gi dafa mel ni dafa muuma ci wàllu góor jigéen ndax suñu xoolee instant yi le cadre juridique sénégalais dafa mel ni dafa bëgg sax dafa may liberté nit yi ñu mën a nekk góor jigéen ndax homosexualité baat bi sax nekkul suñu biir code pénal ba ci article 319 bi xam ne fa la ñuy sukkandiku di xeex yenn mbir ñuy def dafa tere acte contre nature sur la voie publique maanaam ci chapitre bonne mœurs ak attentat à la pudeur ci chapitre boobu la ko laalee maanaam ci penc mi la ñu wax ne amoo droit am fa melokaan gi wala waroo fa def nangam et le droit ba tey moom ci moom acte contre nature boobu moom joxu ko signification ñun on comprend que mooy acte yi xam ne rek wax dëgg yàlla suñu mœurs suñu culture ak suñu diine mayew ko mais même le droit ne lui donne pas une définition claire donc di kon dafa am benn vide juridique bi nga xam ne ça permet n'importe quoi bu mën a am déjà ci réew mi lii kon dama jàpp ni même bu ñu waree dox ci saafara ko dafa war a nekk lu clair li nga xam ne dañoo war a xeex ci am droit yoon am loi bu leer bi nga xam ne sans ambiguïté pour mën a xeex feebar bi nga xam ne wala boog musiba bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafay alak sax réew donc deuxième point bi dañoo am ay organisation yu nga xam ne dañoo nekk ci biir homosexualité boobu ay organisation yu am doole yu fort yi nga xam ne dañoo nekk ci àdduna bi tissé ay réseau am ay ONG ak ay associations yoo xam ne ñoo leen teewal ci biir réew yooyu absolument am ay hommes politiques yoo xam ne dañ leen financer seen ay campagne leen may xaalis pour ñu mën a dooleel seen ay nit donc ñoom yaa ngi wax lu doy waar dañoo tissé benn circuit benn réseau bi nga xam ne réseau bu puissant la mun naa xool fi Sénégal si exemple rek jamono bi association yu bëree bëri dañoo intégrer les questions de genre ak les questions de l'homosexualité seen biir ay programme at bii ñu génn rek kaawu Oxfam kaala bi nga xam ne yëngal na Sénégal ci benn liggéeykat bi nga xam ne tudd Eliman Kane muy waaju baax di góor gu am solo macha allah donc ñi mujjee ko dàq ndax mail bi nga xam ne dañoo obligé léegi gars yi ñi mën a lem mën a bëgg mën a jàppale góor jigéen ñi fi Sénégal ndax ñoom dañ leen ko obligé au niveau de l'Angleterre seen maison mère bi nga xam ne Oxfam fa la nekk pour financement yi dañoo gis ni Sénégal daa xaw a dellu ginnaaw ci wàllu xeex góor jigéen gi par rapport ak yeneen dëkk ñàkk yi nga xam ne xeex bi am na fa doole ñu obligé léegi waa Sénégal jël leen ko en compte ngeen xeexal ñu ko moom mu leen mën déet sama diine mayu ma ko te suñu yoonu dëkk yi sax moo nanguwul li ngeen bëgg a def nii ñu collé ko motif dàq ko bosam moo feeñ am na ñeen ñu bëri ñi nga xam ne seen ragal yàlla peut-être matul ci yaakaar ni suñu bàyyee nañu am beneen liggéey dañoo noppi jàpp seen ñàmbur waaye association yu bëri fii Sénégal organisation internationale yi loolu la ñuy liggéey fii Sénégal imam dogguma la foofu parce que ñun aussi def nañu ay enquête ci yu jëmee yu mel noonu am na ay ONG yoo xamante ne tey jii ñu ngi Sénégal mais ñoom ñooy protéger góor jigéen ñi bu góor jigéen ñi feebaree ñoom ñoo leen di faj bu ñu demee hôpital duñu parce que dafa am nit koo xamante ne pour bañ a tudd turu ONG bi
mais ñu ngi Sénégal te mat nañu au moins 6 wala 7 ONG. yoo xamante ni góor jigéen ñi la ñuy jàppale fii. sama xarit boobu bi muy dem di liggéey ci ONG bi dem ba gis ne. mais gis naa ay nit yu bizarre yuy dugg ci bureau bi di génn. di doxin di wax nu mu leen neexee. mu laaj kenn mën na ko mii ñii ñooy góor jigéen ñi te attention. ci biir bu ñu lay recruter dañ lay wan ne. problème genre boobu day poser tout le temps. loolu nañ ko leer ci plateau bi genre entretien bi. entretien bi boo nanguwul ne ñoom nangoo ne. effectivement ci biir entretien bi. di nga nangu ne. yow ñooñu di nga mën a def ak ñoom. genre bi daal boo ko nangoo. nan la kii mais bi mu demee ba ci biir. gis na ne ñoom ñooy faj góor jigéen ñi. ñoom lañ leen di toppatoo. ñoo leen di jox lubrifiant du leen jox lu li ñuy jëfandikoo. dëgg la kon lu doy waar foofu nga wax. lu wér la donc pour dire que rek kon le deuxième aspect mooy ce réseau là qu'ils ont pu tisser. boole ci ay ONG ak ay associations yu am doole. ba pare dugalaale si ay hommes politiques. yoo xam ne leen di jàppale. chaque fois ma tudd ne c'est ba ci Sénégal gi ba ci suñu njiitu réew gu nekk actuellement fii si jàllu réew mi. organisation góor jigéen yu gën a mag France dañu ko jàppale woon 2012. góor jigéen yu gën a mag yi ñu xamoon Paris. ku mel ni Bertrand Delanoë nga xam moo nekkoon maire Paris. dafa wane carrément ni moom Macky Sall mooy candidat te dafa xeex pour fal ko def ko président. déet moo professeur li nga wax garaaw na. lu doy waar la defal naag non professeur li nga wax garaaw na. lu doy waar la. président Macky Sall. président Macky Sall ay góor jigéen da ko jàppale ba mu falu. dañ ko may sax xaalis. di nga président Macky Sall. loolu doy na waar ñoom Jack Lang ku ñuy wax Jack Lang. moo njëkkoon Paxew ak Yves Saint Laurent ak ñoom Bertrand Delanoë. Bertrand dafa wax carrément ni mook Macky Sall dañoo bokk lu rëy rëy li xam ne mënu koo wax. ñu dem gëstu xool Bertrand mooy kan. Bertrand chrétien la. Alaaji Macky Sall jullit la. Bertrand socialiste la il est dans l'international socialiste. mu nekkoon maire Paris. Macky Sall du socialiste. à la limite sax nee na communiste la. gisuñu ci Zaïre dara lu ñu bokk ñoom ñaar. li nga xam ne moo mën a justifier moo mën a def link bi. lu mu ne man kii dañoo bokk lu rëy rëy li nga xam ne. foog ma jàppale ko. ñu xool nag ci biir nag gis ne. ginnaaw loolu yàggul dara. Macky Sall nommé na ay nit yoo xam ne dañ doon xeex ci àq ak yelleefu góor jigéen yi ci bitim réew. ku mel ni Sidiki Kaba ci la bokk. bokk na suñu doon xas Sénégal ne Sénégal dañoo dellu ginnaaw suñuy fontowee góor jigéen yi. boobu jamono bu nekkul ministre. waaye pour dire que association yi am nañ doole ba faire nommé ministre fii Sénégal. loolu nga xam ne kon lu rëy la. ñetteelu poñ bi nag di poñ tamit bu doy waar bi xam ne jàpp naa ni moo ëpp solo. mooy aujourd'hui les médias les artistes. nu góor jigéen yi di ko utiliser pour mën a diffuser. seen ay idéologie seen pensée ak seen mbir. dama jàpp ni sëñ Mass ñetti points yi. ñoom ñooy cristalliser dëgg-dëgg. maanaam diffusion wu góor jigéen. xoolal jamono bii ba ci télé yi damay joxe exemple Netflix. Netflix benn plateforme la bi nga xam ne ay film yu bëri la am. ay milliers de films ñoo ci nekk. sénégalais soo xoolee suñu jeunesse. ndax jeune dafa am faiblesse. absolument jeune dafa faible dafa mën a roy dafa mën a toppandoo. dafa yomba tànte. Sénégal on a une population très jeune. 66% population Sénégal bi ils ont moins de 25 ans. 66% xam nga ne lii déjà défi bu ngand la ci war a éduquer jeunes yooyu. ci encadrer leen ak surtout protéger leen. ci yenn contenu yu jógee bitim réew. Netflix boobu dafa am ay séries yu bëri yoo xam ne série góor jigéen la ndax ñoom dañoo nekk ci ay plateformes américaines yi nga xam ne. dañoo exiger. que léegi kuy jouer film da nga si war a boole mbiru góor jigéen soo ko si deful dañuy dal sa kaw. association bu ñuy wax GLAAD mu ngi fële ci Hollywood. képp ku jouer film defoo ci benn scène góor jigéen defoo ci benn personnage góor jigéen. defoo ci benn clin d'œil à la communauté LGBTIA. dañuy defal note bu négatif bi nga xam ne. bi pour nga am ko. très bien donc pour am ràññeekukaay yu kawe yi. du doy moo waar xam artiste nga. moo xam comédien nga wala joueur de film nga. boo taxawul ci mbiru góor jigéen yooyu di leen jàppale. wax dëgg yàlla doo mën a feeñ doo mën a fës. jërëjëf donc ñetti points yi nag sëñ Mass bëgg naa après ñu gën ko xool. non nañ ko ndax moom mooy le cœur du problème. nañ ko gën a xóotal parce que ñii ñuy seetaan dañu bëgg lu leer. parce que lu doy waar nga fi wax. te ils ont infiltré tous les milieux. ñu ngi ci média bi. je pèse mes mots. am nañ fi doole trop ci am nañ fi doole ci média bi. dëgg la ñu ngi ci milieu artistique bi. dëgg la waaw am na ñoo xam nëbb seen i artistes ak seen i artistes defal promotion. voilà lu doy waar. sëñ Adama Mboup dégg nga jotaay bi dégg nga waxtaan wi man njàqare laa am. bi Cheikh Omar waxee léegi ah. kon yaakaar naa ne Sénégal responsabilité yi doy na waar. ci wàllum góor jigéen yi. waaw sëñ Mass li nga xam ni mooy li am. mooy li waaja doon wax mu ni à un certain moment seuls les fous n'ont pas peur. mu ni jamono toll na foo xam ni dof rek moo dul tiit fi mu ne. waaye ko xam àddina bi xam pexe yi ñu lal xam fi ñu bëgg a jëme bëgg faa jëme sunu doom boo tëddee nelaw it waroo nelaw bay xandoor. dëgg la ndax boroom xam-xam ba day jaabante ci biir néegam. parce que xam na li xew comme mbokk yi toog ni ñu xamee la xew ak pexe yi.
muy jaabante di jaabante ba xaaju guddi soxnaam jóg ni ko waaw mënoo tëdd nelaw ngay jaabante nii rek xanaa sonnoo mu ne ko boo xamoon li ma xam yëg li ma yëg ñaar la ñuy doon di jaabante ci biir néeg bi waaye duñ doon kenn doy na waar. kon fi mu ne ñi xam mënatuñu nelaw te it jaral na leen seen bakkan jaral na leen salal jaral na leen yëpp ndax xam nañu plan yi waaye nag ku taxaw ñu arrière ndax kii def lu bon comme kii sàcc la rek amul fit te bëggul ko ko yëg te minorité la tamit du majorité waaye li borom xam-xam bi doon wax borom xam-xam bu mag ci Sénégal ni na problème bi yëpp mooy dañu toll ci jamonoy jaamu dërëm ni na jamonoy jaamu xërëm weesu na jamonoy firaaw na la ak ñooñu ak jamonoy avant yenente di dem Màkka absolument léegi nag jamonoy jaamu xërëm weesu na mais li ko remplacé mooy jamonoy jaamu dërëm te aspect yi yëpp li ci ëpp wut dërëm rek mooy au niveau personnel individuel ka ca engagé wu waaye ba ci sunu état yi dërëm rek jaamu dërëm rek moo tax ñuy valider di cautionner di protéger te imam Fadilou Tall yàlla nañ ko yàlla fayal dafa danaan ñi nga xam ni ñoo bëgg a jaay seen diine bëgg a jaay seen ngor génn leen ndax ñiy jënd ngor ak diine taxaw nañu te yor nañ ñu ngeeg seen xaalis yegsi nañu te ñu ngeeg seen xaalis dëgg la benn tubaab ni fi mu ne dañoo toll ci la suprématie du bien sur le du combien sur le bien waaw combien ñaata nga may fay moom moo gagné mbaax waaw combien sur le bien kon doy na waar. kon loolu moo waral comme ni ñuy wax manne financière bi moo indi yu bëree bëri ba waral tey sunu état yi yombalal leen ko parce que buñ fàtte ni problème bi góor jigéen fu ñu jaaree ba am doole am xaalis am yëpp mooy ba sida feeñee 1982 ba mu feeñee absolument ñu ni kon nañ ci jóg dañu voté lu mat presque 2000 milliards par an yoo xam ne war nañ ko dugal ci sida bi pour faj gars yi ñoom nag ñu teel a jóg ni comme sida mais chercheurs yi gis ni góor jigéen yi ak ñiy jaay seen bopp jigéen ñi jaay seen bopp lay gën a dal ñoom ñu gaaw récupérer ko ni comme ñun lay gën a dal kon xaalis bi teg leen ko sunu loxo bu ko defee ñu mën xeex dem ci góor jigéen ñi sensibiliser ak yooyu yëpp comme ça bu ñu moytoo sida jóge fi gars yi def seen association yi am doole manne financière ba yëpp ñu leen koy jox comme nag sunu nguur yi dana war mënuñoo muñ xaalis ku ci ne ci ñoom bëgg nga jot ci loolu ñu ne la créer sa ONG boo créer ONG ak sa ministère de la santé it na créer benn volet boo xam ni day reconnaître ngóor jigéen yi di leen jël en charge bu ko defee milliards yi par an dinañ ko jox moo waral fii ci Dantec man am naa sama benn xaritu tante boo xam mu ngi daan liggéey ci service ba mais dafa liggéey ba ci ak mu ñëw ni non lii foog ñu wax ci ñun suñu service de ay góor jigéen rek lañ fay fat waaw ñoo dañ leen di jël en charge gratuitement Dantec bi hôpital Dantec gii léegi nag service boobu sax transféré nañ ko boori Diamniadio dégg na jëlee nañ ko Dantec mais service boo xamante ne rien que pour góor jigéen service bi parce que góor jigéen yi ñooy financé bu ko defee ni na même góor jigéen boo xam da ngay feebar boo ñëwee di faju doo fay dara boo waneel rek sa carte ni tel ONG góor jigéen laa bokk wala telle organisation góor jigéen laa bokk non seulement doo fay dara waaye ni na li ko ci jaaxal mooy même boo gëjee ñëw sax dañ lay woo yow kat da ngaa gëj a ñëw ñu xool sa yaram ak yooyu nga ni man damaa yoru xaalis temps yi damaa banque ñun la jëlee taxi boo ñëwee ñu fay ko parce que ñoom bëgg nañ aussi def seen rapport ni ñu ngi toppatoo góor jigéen bu ko defee déwén bu ñuy renouveler fonds yi ñu mën cee am mooy jaamu dërëm bi loolu moo ñu sonnal waaye tey it ñun gis nañu comme wax nañ ko fii collectif non à l'homosexualité bi nga xam tey moo dem ba doon ànd sàmm jikko yi li tax mu créé wu mooy li sëñ Mamatar wax ba ñu tëbee ba nga xam ni Sidiki Kaba nga xam ni 2008 moo doon défendre góor jigéen ya doon takkante ca mbaaw naan waruñu leen a laal dañ leen war a libérer parce que am nañ droit
kooku tey bu demee ba ñu def ko ministre de la justice. ba ko Macky Sall defee ministre de la justice ci la góor jigéen ji à juste raison nit ñi kon lu ñu neex def lu ñu ragaloon sax moo indi. takkante ci guddi gàmmu parce que dañ ne sunu ministre fi ne. sunu avocat ba fi nekkoon mooy sunu ministre. absolument Sidiki Kaba lu ñu neex def ci la góor jigéen ñi amee doole. ci la ñu nag comme état léegi moom ñëpp def nañu ko. comme état léegi day leen di jàppale. ba ñoom ñu yëgal ko seen bopp ba sañ a def loolu guddi gàmmu ñuy dem di takkante. léegi population bi mbéjum kanam yaa koy fajal sa bopp. moo tax état warul fayir gi nga bu fayiree ñin ñi ñoo koy fajal seen bopp te nañ koy faje moo gën a bon. la preuve bañ jógee pour faj ko góor jigéen yëpp ñu ci bëri génn nañ dëkk bi. parce que looloo jur góor jigéen yu ñu taal fi góor jigéen yu ñu sulli leen di leen diri. yooyu yëpp dafay révolter nit moo waral biennale bien dem na fii ba ñu autorisé leen fi biennale góor jigéen. sëñ Mame Matar mii. ak man ak sëñ excellence Bamba Ndiaye. biennale góor jigéen boobu te ñoo ko tas. parce que dañ dem ba ci quartier bu ne 2014 la woon xam. 2014 ñu dem ci quartier bu ne nga xam état monde bi yëpp dañuy ñëw affaire culture la. di def ay exposition mais ndeke thème boobu année boobu góor jigéen lañ ko kii te Sénégal lañ ko jagleel. ndeke saupoudrage la rek quoi. quartier bu ne ñu loué fa benn boutique wala benn place. di fa def wane ay film mariage góor jigéen. ak yooyu yëpp pour xale yi dem di ko seetaan. te pour 4 mois dafa naroon dem février ba juillet. nga xam ne bu ñu liggéeyee xale yi dem di seetaan film góor jigéen ay mariage xam nga à la fin. dañ ci am cofeel ñoom loolu lañ ci jublu woon. pour une plus grande visibilité gay lañ ko tudde woon maanaam. pour góor jigéen gën a mën a fës. ba ñu demee dem def table ronde ci benn ci télé yi ni leen bu ñu dakkalul biennale bi bu ko état dakkalul ñun dinañ dem attaquer fépp fu ñu koy def te dina gën a metti ci lañ ko dakkal le même jour pour war la ni yëf ci programme la waaye nag programme bi comme ni mu waxee dañ ko jaarale ñoom tey boo gisee Europe mu law fa dañ ko jaarale ci woykat yu bëree bëri ay David Bowie George Michael ak ay ñoo ñëpp ay Boy George ñoo xam ne dañuy fexe may leen buzz nga woy studio ku ko xam man mii ak sama baat bu naqari bi bu leen neexoon ma def tube boo xam ñëpp a koy déglu parce que dañuy filtre baat def yëpp loolu nag lañ def góor jigéen yi ñu nekk leader waaye tamit dem ci mode bi fi mu ne ni boo demee ni nañu France dégg naa ci côté waykat yi sax Sénégal fii am nañ fay représentant macha allah waaw loolu yëpp mooy jaamu dërëm gi rek ñoom dërëm la ñuy dërëm gis nga li nga wax léegi nii tiitaange bi ki doon jaabante imam ki gën a tiit mooy nitu diine actuellement Sénégal nitu diine yi ku ci nelaw sa nelaw du àgg xamoo li nga baal ma foofu parce que lii ñun ñoo ko gën a mën a régler jërëjëf imam xam nga ñuy daanele sax ma rappelé rek Sëriñ mën nga ubbi ligne bi ci 88 ci lañ bokk 628 99 99 113 88 628 99 99 113 ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy ay di jàmbat damay faral di wax ne souvent moo ko ay nit ñu naan góor jigéen bu jàpp réel mel ni Sénégal ku fi dóor góor jigéen ci kaso bi ngay dee xoolal loolu rek réew mi góor jigéen ñi am nañ ci doole am nañ fi aussi droit boo xamante ne tey jii citoyen bi sax amu ko bu ñu demee ba li nga wax tiital ma mooy hôpital boo xamante ne dafa am service bu ñu réservé góor jigéen ñi ñoo leen di faj mais kon ban réew la ñu ne c'est-à-dire Mame Matar li ci am mooy li ma lay kee mooy gi nga fii c'est-à-dire ñoom loi beeg ñoom foofu lañ bëgg a jëm pour ku fi dóor góor jigéen am problème mais gi nga fii pour le moment boo fi taalee góor jigéen yi mooy perte parce que fii dëkku diine la te duñ fi nangu mbirum góor jigéen loolu du fi ma la bëgg a waxee est-ce que boo fi taalee góor jigéen wala boo fi dóoree góor dina yombee noonu tamit ma ne am na parce que aussi duñ la ci bàyyi lu tax tey góor jigéen yëpp daw génn c'est parce que xam nañu jeunes yi ñoom dañ leen di taal te duñ ci mën dara xam nga question boobu nag dafa am solo li mu wax nii muy prise en charge citoyenne bi soo seetloo président Macky Sall dafa dem France ci benn maison de presse bi nga xam ne ñoom tamit dañuy cautionner ak di jàppale góor jigéen ci àdduna bi ñuy interviewé ko laaj ko ne ko yow lan mooy sa position ci góor jigéen mu wax position am ne moom amul problème ci góor jigéen ñu ne ko sa dëkk est-ce que am na ay góor jigéen Sénégal mu ne sama dëkk am na góor jigéen yu bëri te am nañu droit dox défilé am nañu droit dox seen ay soxla te kenn leen def dara donc ñu ne ko kon yéen état Sénégal doon andil benn problème wala benn jafe-jafe képp kuy góor jigéen Sénégal mu ne en tout cas ñun état Sénégal du ñu andil benn jafe-jafe nii problème à tout góor jigéen le peuple nag man xaw ma dara pour le peuple lii ay waxu président Macky Sall la fële ci itélé
donc li daf ñu xamal carrément nañu ñun kon règlement problème góor jigéen bi waruñu ko xaar si état Sénégal. ok maanaam askan wee ko war a saafara askan bi kese ko war a saafara. ok nañ ci ñëw sànq. Aliou mën nga ubbi ligne bi parce que ñi bëgg a participer bëri nañu. sëñ Mame Mactar waaw dama am yaakaar ne bokk na ci li leen may sañ-sañ. yaafuus di Sénégal yaafuus ba di may fit yenn état yi ñu def ingérence dans nos problèmes sociaux. xam nga sànq bi may lim tooñ yi lim na mariage yu mbaaw. foofu la ingérence su France gën a fëse. c'était en 2009. alors ci mois de janvier. fekk teg nañ leen loxo ba jàpp leen. le président de la République française si boppam. Sarkozy. te ba léegi boo duggee ci www.gouv.fr. bu janvier 2009. mu ngi ci communiqué conseil des ministres bi. ci benn ci communiqué ci weer woowu. mu ne France ngi exprimer sa plus vive préoccupation. ginnaaw bi état Sénégal tegee loxo ñii nga xam ne ils n'ont eu que le tort d'assumer leur orientation sexuelle. loolu ingérence la. ba Sarkozy waxee loolu daaneelagul sax Roselyne Bachelot. qui était à l'époque ministre de la santé. bind lettre adressé ko Bernard Kouchner qui était à l'époque ministre des affaires étrangères. ne ko yow yaa yor suñu kaddu à l'étranger. ñu ngi lay ñaan nga wax Sénégal lii ñu def ñaaw na nañu bàyyi ñii. ki daaneel wax ji te remporté la Palme d'Or c'est Bertrand Delanoë. bi nga xam ne dafa def son coming out la même année ci télévision bu ñuy wax M6. coming out boo ko bëggee firi ci wolof mooy jafuur. dafa wax carrément ne voilà borom ñaari tur la am naa ñaari far que le tàggoo nañu parce que nangam léegi kii laa àndal. il était le maire de Paris. moom dafa bind. à 2 maires de ville au Sénégal ne leen maa ngi leen di ñaan en ma qualité de président de l'association des maires francophones ngeen wax président Abdoulaye Wade nañu bàyyi ñii loolu ingérence la li ko waral su ñàkk fayda la ndax dafa am ñaari événement récent yu ko firndal benn bi te wax nañ ko ay yoon waaye ñu ngi koy répété na président Macky Sall yemale l'ambassadeur de la Hollande na yemale ambassadeur Canada ndax suñu ambassadeur ba nekk ci dëkk yooyu seen juróom-ñaari fit mayu leen ñuy def ingérence dans les affaires de la vie communautaire de ces pays ñëwewuñu ko parce que Sénégal quand même dañu am teggin respecter la souveraineté des États ambassade Canada lan la def dafa xëy te fi leen yàlla wéeree moo di xam nga représentation diplomatique occidentale yi fi ne yu ëpp dañuy am service de renseignement généraux interne képp kuy ONG fii am nañ say filiation say adresse ak say adresse email donc ñoom dañu am base de données de toutes les ONG légalement reconnues par l'État du Sénégal ñun ndeke ñu nga ci biir ñu xëy def benn mailing adressé ko góor jigéen yi ñun ñu jot ko ñu daal di weeru man ma fab ko envoyé ko toute la presse alerté leen dañ ko freiné tuuti parce que moment bi ma ko jotee on était à la veille du sommet de la francophonie ñu daal di voté benn réunion kii bu imam Massamba Diop présidé ci Jamra ñu ne qu'est-ce qu'il faut faire mu am kenn ci ñun ku ne boo leen ko génnee dinañ ne Jamra dafa bëgg a saboter sommet francophone bi nañ bàyyi ba sommet bi jaar neex naa muñ 2 semaines rek la ñu génne ko sommet bi jàll rek mooy yónni version anglaise bi ak version française bi lan la ci ambassade Canada wax mu ne yéen borom ñaari tur yi seetlu nañu ne may ñu leen jàmm soo leen bëggee ay financement de projet lu ne ngeen di daj vous avez des problèmes d'accès à l'emploi et cetera léegi na seen xel dal le gouvernement canadien créé na le FCIL le Fonds canadien d'initiative locale l'essentiel na ngeen am des récépissés de reconnaissance officielle de vos associations am siège am yëpp am bureau am président ak tout ngeen déposer un dossier si c'est bu am commission bu koy saytu bu fekkee c'est valable ñu subventionné la 16 associations yëpp bind gouvernement canadien débloqué 185 millions séddale leen ko bon ñun nag lépp loo xam ne luy jógee bitim réew la ñu di ko dimbale ndaw réew mi sur le principe amuñu luñ ci wax mais sur ce cas précis défini bi moo ñaaw parce que bu fekkoon dafa ne j'ai un budget de 185 millions jeune boo xam ne tu remplis les conditions nekk ci ay association alors mën nañ la financer kenn du wax waaye dañu ne yéen borom ñaari tur yi le danger nag mooy da ngay gis xale boo xam ne jàng na ba am lijaasam am bac am licence daw ba tàllal làmmiñ pour am sagaru 100 000 francs financement mënu ko am daw ba tàllal làmmiñ pour am visa mënu ko am alors bu déggee ne
ambassade baa ngi financé borom ñaari tur yi. su dëgërul ci iman. bu ko yàlla dimbaliwul day naan man de téemaa dem bokk ci kuréel yi. mais loolu mi ngi am sax. kon nag c'est une forme indirecte c'est une forme indirecte d'encouragement. d'inciter. Voilà. moo tax ñu dem alors loolu. eh bien ingérence la. et dernière ingérence bi. je prends Assane Dioma Ndiaye à témoin. président LHDH la Ligue sénégalaise des droits de l'homme daf ñu invité woon ñun Jamra à la fondation Friedrich Ebert wala boog Konrad Adenauer benn la ci ñaar yooyu. dafa doon def benn atelier sur les conditions de détention dans les prisons. alors ñun ñi ñëw y avait d'autres ONG y avait aussi beaucoup d'ambassades. ba exposé bi jeexee mu war a am des interventions ambassade Hollande jël parole yow doontale ambassadeur nga ñu woo la sur un thème précis yemal ci thème bi. waaye mu sànni flèche Sénégal waaw yéen a ngi góorgóorlu ci wàllu démocratie la liberté d'expression le pluralisme démocratique la liberté de presse et cetera waaye fenn moo xaw a doy waar mooy les minorités. eh bien Sénégal kiiwu leen. daal di joxe exemple Malawi daal di joxe exemple Afrique du Sud. vraiment il est temps que Sénégal rehaussé wu foofu dana yokk seen prix et cetera et il a conclu daal di ne d'ailleurs waa LSDH. daal di joxoñ Assane Dioma boo leen bëggee sax ñu on a un budget ñu mën leen jàppale ngeen porter un plaidoyer ayant pour finalité la dépénalisation de l'homosexualité. Assane Dioma Ndiaye yàlla dimbali ko mu def preuve de patriotisme de jom daal di wéeru ci imaanam publiquement gàntal ko ne ko man sama ONG bi du man nangu personne de l'extérieur ñu di ñu dicter des lignes de conduite rawatina ci lu demee nii xam nga ko doon sant loolu. asalaamaaleykum xam nga ambassadeur boobu nu mu tudd. baal ma ñu jël Piite la tudd sant Wang. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. du hasard. maaleykum salaam. soxna si. waaw. tur bi ak fooy wootee. Fatou Ka Rufisque. tur bi ak fooy wootee. Fatou Ka Rufisque. Fatou Ka Rufisque ñu ngi lay déglu sa xalaat ci thème bi. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax yéen ñu nekk ci plateau bi. ñu ngi lay fay bu baax. maa yow aussi maa ngi lay nuyu di la féliciter bu baax. ci émission bi. jërëjëf merci. di rafetlu bu baax aussi thème bi ngeen indi. voilà en fait man li ma bëggoon ajouter juste ci thème bi mooy. il faut que ngeen wax aussi ci lenn loo xamante nii man personnellement daf ma naqari trop. muy artistes yi nga xamante ne nii dañuy jël ay góor jigéen di ànd ak ñoom. ñi photo wax ñoom di leen def ay snap di leen publier ci réseaux sociaux yi di wane ne carrément ñoom góor jigéen ñi ñooy seen ay xarit. bu mënee yokk kàddu gi tuuti ñu dégg ko. waa ma ni dama bëgg aussi ngeen wax ci artistes yi. artistes yi nga xamante ni dañuy jël ay góor jigéen. waaw artistes yi di ànd ak ñoom. di photo wax ñoom. di leen snap di ko publier ci réseaux sociaux yi. te en retour ñoom ay porteurs de voix lañ xale yi dañuy roy ci ñoom bu baax a baax. ok. wax nga dëgg. point boobu moom il faut que ngeen wax ci bu baax a baax parce que loolu léegi nit ñi ñu ngi koy bàyyi noonu mais c'est très dangereux. moom la Cheikh Omar doon wax. lu am solo la mu ngi noonu loolu moom bu ma sañoon ngeen wax ci bu baax a baax muy nit ñi suivre ñu de manière générale. voilà. vraiment kontaan nañ ci woote bi vraiment. waaw vraiment am na solo waaw parce que aussi li mu wax interpeller lu am solo la parce que dañu dugg ci pervertir la jeunesse ma pare dugg ci milieu artistique bi. ba pare yenn artistes yi sax na ma yàlla baal. nekk seeni ambassadeur di ànd ak ñoom di snap di ànd ak ñoom di photo nekk mais vraiment daal sëñ mu nga daaneel. waaw dama ne hasard amul. ambassadeur ba fi bëggoon jaar ca LSDH bu Assane Dioma Ndiaye. ne danaa leen jox xaalis ngeen porter plaidoyer pour la légalisation de l'homosexualité. te ba mu fii laata jógee parce que xeex nañ ko xatal ko ba ñu rappelé ko waaye ba mu fii laata jógee yàq na ay xale yu bari ndax moom ca ñooñu la bokk. alors nu mu tudd Piite la tudd sant Wang. Piite Wang. voilà alors léegi turam bi day na war di Piite Wang moom. donc yooyu yëpp ingérence Sénégal ne yàcc rek. léegi nag gars yi def nañ yooyu jéego yu bees. la yëngal Mali lan la bu leen defee ne militaires yi dañ jóg rek def coup d'état. au début IBK ci ñàkk faydaam. dafa nangu un financement de la Hollande. Hollande finançait un manuel scolaire. soi-disant pour jàngal xale yi éducation sexuelle ñuy mën di jël seeni précautions ak yooyu. mais en réalité am na chapitre boo xam ne consacré à la tolérance
à l'égard des minorités sexuelles. ñu dem ba naan leen waaw ni mu yàlla bindee góor bindee jigéen noonu la amee doomu aadama yoo xam ne il ne se retrouve ni dans le statut homme ni dans le statut femme. Maodo mooy kon genre ñooñu il faut les comprendre. Maodo mooy genre. baatu genre waaw parce que man Imam- bëgg naa aussi loolu leer ci plateau ma bi ñëw genre boobu. Imam Mahmoud di ko rejeté ko. Maa la ko wax. IBK bañ mu mobiliser dëkk bi yëpp ne non seulement le manuel d'éducation scolaire du fi jaar waaye sa code de la famille bi koy mottali itam du fi jaar parce que fu l'islam ne miraas te yàlla rek a xam ci sagesse am lu tax mu tëralee ko noonu góor ñaari cër jigéen benn cër yow nee nga nañ leen yemale pour ne citer que cet exemple nous on rejette les deux IBK dëgër bopp mu mobiliser dëkk bi Ah oui. M5 taxaw Ok. ñu daal di nommer Mahmoud Dicko le responsable moral du M5 ñu togg mbir mi ba mu ñor militaires yi ñëw ils se sont servis sur un plateau d'argent mais en réalité ñàkk faydu IBK moo jur lii moo jur, Sénégal nag nañu def attention parce que cité naa un certain nombre d'ingérences léegi def nañ jéego bu bees foofu lay jeexale mu di la notion de genre je prends un cas Allemagne lobby homosexuel yi dañu am force de frappe boo xam ne au niveau du parlement allemand ba dañu wañaar loxo parce que foofu c'est un régime parlementaire dañu wañaar loxo le gouvernement des sociodémocrates ba ñooñu jébbal affaire bi la plus haute juridiction de ce pays muy la cour constitutionnelle cour constitutionnelle wëlbatiku daal di jox xor bi Bundestag ne leen daal may naa leen ba fin décembre 2018 ngeen examiner requitu ñii parce que ci réew mi la ñu bokk ok ba depuis le 14 décembre Bundestag voté na pour ñu accepter modifier tous les documents administratifs bulletin de naissance passeport permis de conduire pour ni muy amee case boo daan def coché parce que bu ñu ne prénom masse nom de famille mbuub xam nga bu ñu ne sexe day am FM masculin ak F yow M nga daan coché léegi am na benn troisième case bu ñu bind intersexe doy na waar. alors Allemagne adopté na ko il y a deux pays européens qui leur ont emboîté le pas mu di Autriche ak Pays-Bas ok France jóg bëgg leen emboîter le pas en 2017 la cour de cassation rejeté leen mais ils ont contourné le problème moo tax ma may la benn scoop nii lañ ko contourné am kii ma may la ko kii c'est une lettre circulaire du ministère de l'éducation nationale lu gàtt la xaaral ma lire ko à haute voix ba ñu xamee ne conseil d'État débouté na leen pour ñu dugal la notion genre dans les documents administratifs fii lañ ko jaarale alors kii c'est la principale Anne-Marie Tapia du collège Lagrange Dubois dafa adressé la veille de l'ouverture des classes note circulaire à tous les parents d'élèves nee na madame monsieur asalaamaaleykum nga baal ma jël ci ligne bi asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi tur bi ak fooy wootee waaw man de maa ngi woote Thiaroye fii nii. caaro ngay wootee tur bi waaw El Hadj Touré. aca El Hadj ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw ñun de moom wax dëgg yàlla bëggu ñëwoon a woote sa dëgg waxtaan bi nii waaye waxtaan bi gars yi ñëpp a ngi si concentré ba li ngeen di wax dafa am solo trop moo tax. dëgg la loolu nii moom ñu ngi leen di teewlu nii sax bëggu ñoo woote sax xaw a émission waaye ñu ngi leen di war a ne ñu ngi leen di teewlu bu baax a baax a baax. ci ngeen bokk waaw professeur moom ñu ngi koy nuyu Seydina Omar. moom vraiment xam-xam dëgg lay woote professeur. waaw ñu ngi toog ñu jàkkaarloo télé bi di leen seetaan di si jëlee njëriñ lu bëree bëri ñu ngi leen di nuyu ñëpp. waaw ñu ngi teewlu bu baax émission bi. loo xalaat ci thème bi ah thème bi de moom macha allah moom kay njàngat dëgg man de maa ngi nii. mbaaru da ngaa ragal borom ñaari tur yi nangoo wax de yii man kay ñoom laay muslu moom moom kay jaw rek laay muslu. yan la si yàlla musal laa illa moo ko déggee sa sensible bi naa rëf. ah doy na waar de illaahi la mais waxtaan bi am na solo trop. ok jërëjëf ñu ngi koy teewlu bu baax ñu ngi koy teewlu bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf vraiment émission moom dama yàkkamti vendredi jot ma jàkkaarloo émission bi di ko seetaan. ok fii mooy li ci dëkk bi lépp lañ fiy waxtaanee. wallaay am na solo de njàngale bu am solo la. jërëjëf macha allah am na solo. tey moom professeur ñëpp vraiment émission bi tey moom vraiment moom njëriñ dëgg la de. macha allah jërëjëf di jël di ci jàngat bu baax a baax a baax. jërëjëf nuyul ñu waa Thiaro yëpp kontaan nañ ci yow bu baax a baax. macha allah am na solo waaw. France yëpp jot ko waaw. ñu ne leen madame monsieur kooku proviseur bay wax wala bopp principal bi je suis intervenu aujourd'hui dans la classe de votre enfant pour l'informer qu'à partir de la semaine prochaine son professeur de français monsieur Barbier sera désormais habillé en femme en effet monsieur Barbier
qui est devenue maintenant Madame Barbière, entame un processus de changement de genre pour devenir une femme. Il aimerait donc être désormais appelé Madame et non Monsieur. Alors daa di ne nag nous informons les parents qui ont des problèmes pour faire comprendre à leur enfant cette mutation de genre de bien vouloir s'adresser à notre secrétariat pour qu'on puisse les accompagner sur le plan pédagogique. France ñëpp jot nañ ko. wala ñoom daal nee nañu ñun waa lycée le Grand Dubois bii laa am waaye lycée yëpp jot nañ ko. ñu ngi yëgal parents d'élèves yi ne seeni jàngalekat yi am na ci ñoo xam ne jot nañu ndigal ci état bi ñu may leen sañ-sañ ñu soppi seen nekkin ak seen melokaan bu fekkoon góor nañu ñu mën a nekk jigéen. alors mu daal di joxe exemple bi daal di ne xale bi nga xam ne intervenir nañ ci classe am professeur ba mu ngi tudd monsieur Barbier te góor la waaye à partir semaine prochaine ñu ngi yëgal élèves yi ne bu ko kenn tuddati monsieur Barbier waaye madame Barbière ndax léegi jigéen lay solu yoon may na ko mu jariñoo la notion de genre. C'est un document officiel du ministère de l'éducation nationale. te ku jaaxle ci wax ji naka ñu fekk ci biir ñu jox la ko alors li tax ma wax loolu. li tax ma wax loolu. Allemagne. mais bëgg naa xam nga Allemagne ak yooyu mais dama bëgg. ñu ñëw ci réew mi tuuti. non fii laay ñëw dama lay bëgg wax lu indi affaire réew mi. réew mi gouvernement du Sénégal jóg daal di créer. ministère de la femme de l'enfant de la famille et du genre mais boo nee de la famille. de la femme de l'enfant lépp ngi ci biir mi ngi ci biir luy ndey genre très bien ba léegi ministère boo dem am na soit service du genre wala direction ok dama bëgg foofu rek wax lu ndaw parce que débat bi am na solo trop ñu bokk ak téléspectateurs yi mais dafa am lu doy waar jeunesse bi ñu ngi leen di pervertir jeunesse yi LGBT yi dañ ci def ay t-shirt def ci ay parasol def ci ay dàll def ci ay carax def ci ay lépp léegi ça veut dire que sénégalais yi ñu ngi sol yëre LGBT ngeen baal ma Saliou Bey jine caméraman yi dama bëgg nga teg lii nga xool lii dama ko nangoo ci sama benn frère ci koñ ba mu sol lii xoolal mu sol ko xamul li mu sol lii mooy t-shirtu LGBT seen drapeau yaa ngi nii góor jigéen ñi leer na kay mu sol ko ba mu ko solee ma woo ko ne ko mais yow li nga sol xam nga ko mu ne ma non mais grand t-shirt la rek dama ko jënd ci marché bi ma ne ko mais yow lii boo ko solee moo lay wan ne yow d'accord nga ci góor jigéen te yaa ngi supporter góor jigéen yi gis nga mi ngi nii ñu bind waaw seen lépp bind nañ ko Pride 2016 kon Zal seen défilé yaakaar naa ne ak seen défilé yëpp jeunesse bi war nañu bàyyi xel aussi ci li ñu jënd di ko sol problème la parce que envahir nañu même marché yi di ci jaay seen ba am na benn film boo xamante ne ils font la promotion benn film ñu wane xale bu jigéen bi toog muuru mais tey benn bloc note boo xamante ne mais drapeau LGBT la yor sëñ Mass t-shirt bii waaw Wally Seck sol na ko fii Sénégal di ko njukkalee góor jigéen yi àdduna bi ba góor jigéen yi bind ko di ko félicité bind ko bataaxal di ko naan ñu ngi lay jaajëfal ci fulla ak ci fit bi nga am ci représenté ñu suñu ay couleur ci réew bi nga xam ne ay juit lañu te réew boobu kontaan nañu si suñu nekkaay donc lii Wally Seck sol na ko fi Sénégal xam nga dafa am lu am solo lool muy Mamatar andi na aspect bi au niveau européen andi na ingérence bi nga xam ne ingérence boobu avant ambassadeur yi si président la tàmbalee ndax président république moo jug soldat la muy Obama ñëw ba si suñu biir dëkk ba taxaw suñu kanam président ne ko yow lan ngay xaar ci def góor jigéen mu dagan sa biir réew suñu président Macky Sall ne ko ñun Sénégal pareeguñu pour def ko. pareeguñu waxul du ko mës a pare de. dafa ne le Sénégal n'est pas encore prêt maanaam ñun pareeguñu pour def góor jigéen. mais indi foofu nag benn point bi nga xam ne tomb bi nga xam ne tomb bu ñu war a yaatal te bu ñu war a xool la. muy école française yu nekk Sénégal. am na école yi nga xam ne programme français yi dawal Sénégal. ñoom Maristes yeeg. ñoom Maristes yeeg dëkk école yu bëri ci la ñu bokk. programme français nag dañoo dem sax léegi ba tere ñuy wax papa et maman. léegi parent 1 parent 2 ñu war a jàngale xale yi parce que xale mën na am ñaari papa lu mu am ñaari nga baal ma ñuy jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. waaw wàññi sa télé tuuti ngir ñu mën a déggante. waaw fay naa ko kay fay naa ko. waaw yokkal kàddu gi. waaw ñu ngi ziar na ngeen def. sant yàlla bu baax tur bi ak fooy woote. maa ngi tudd Baye Sarr di wootee Touba. di woote. Touba. waaw waa Touba ñu ngi leen di ziar bu baax. waaye dañoo kon nag ci débat bi baax a baax a baax. ñoo leen gën a kontaan. wax dëgg yàlla moom
man maa ngi jàkkoo sama télévision waaye wax dëgg yàlla daal. wax ji am na solo trop. jërëjëf ñi fi toog ñëpp seen wax ji am na solo rawatina suñ Maxtaar. ak suñ Omar moom professeur. man moom dama ko ndaw ba vidéo bu ma envoyé mu jóge ci moom dama koy seetaan moom. dëgg la man moom di leen consommé local moom laa koy def carrément moom. dëgg la ndeysaan. lu ne da leen di ñaan yàlla suñu borom yëpp leen ndax li ngeen wax lu am solo la. te yàlla xam ne lu am la. man nag maa ngi ñaax ndaw ñi. seen daray adduna jël ñu jaay seen ngor. waaw di ko jëndee loo xamante ni amul benn njëriñ. waaw ma baal ñun laay gën a yee ndax ñun ñëpp ñoo bokk ay génération presque ay 30 ans 25 ans. ñun nag ñoo war a jéem a am fulla ak fayda jéem a garder suñu dignité. absolument. waaw ndax nit ki tamit boo ko jëlee fa nga ko war a jëlee da nga ko war a wër ci daara yi. ñu jéem a xam lu am solo mais nag ñu bari fi mu toll nii mën naa tey bu ñu génnee adduna seen doom sax boo la joxee ab dikk mën ñu koo jàng. te nit ku ne lépp loolu def fii boo génnee adduna sa njaboot bu defee safaan ba dan la koy indil foofa dina duma. ba ñu xatu adduna gënu jaay sa ngor. doy na waar naa ci yéen baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah macha allah. lancé na message ci jeunesse bi parce que jeunesse bi aussi c'est la frange la plus importante de la population. ñoom ñooy problème bi et ñoom ñooy cible aussi ONG yeeg ñooñu. mais dama bëgg aussi ñu dikk ci lu am solo. nañu wax ci milieu artistique bi. mi ngi woon fu am solo moom. waaw ma daaneel fi ma doon wax. donc école française yooyu nag Sénégal. du n'importe quel xale moo fay jàng. maanaam li ñuy woowee tey jii la classe aisée. la classe moyenne la haute classe. maanaam patron yi. ñu yóbbu foofu seen ay doom. te xam nañ Sénégal lu mu tëddee ci patron yi ñu nekkee di ñu ilif ba jóge fi bàyyi seen doom ñu kon ne ilifaate maanaam dañoo nekk di former xale yi nga xam ne ci système scolaire bi leen formé. dañoo am ñeewant ba pare nangu mbiru góor jigéen. ñu jàngal leen la tolérance jàngal leen ni kenn ku nekk dafa am orientation sexuelle am droit am la. léegi nag xale yooyu bu ñu màggee ba war a ñëw jiite réew mi. war a nekk ci dogalukaay yu gën a kawe ci réew mi. ñi yoonal góor jigéen dafay nekk lu yomb si ñoom. c'est-à-dire que dañoo def très attention ci programme étranger ñu bàyyi ñu dugg suñu biir réew. ak culture étrangère yi nga xam ne ñu ngi ñuy envahir. ndax dafa nekk di soppi suñu xale yi nga xam ne. ñoom ñu ngi dox ci yoonal li nga doon dox mooy t-shirt bi Wally solo waaw mais nag fii Wally wax na nee na xamu ko woon ba mu koy sol xamu ko woon. waaw Wally parce que aussi boobu coow lu juróon na coow Sénégal mais moom aussi je pense que nee na ba mu koy sol xamu ko. sëñ Mass Wally gënul yeew waa Sénégal te gënul ëppul xel waa Sénégal. lii daf jour jubilé la ci benn match bu Sénégal gagné. bu doon ku normal la sax xanaa t-shirt équipe nationale Sénégal lay sol. nit yi mën a toog jubilé ndoo Sénégal. lii c'est fait tombé semaine Gay Pride la mu dem dëkku tubaab yi demoon na Angleterre ak dem fépp ñu gis ay vidéo ak ay góor jigéen ñi nga xam ne snap na ak ñoom waxtaan ak ñoom ñàkkul ne ñoom ñoo ko digal ne ko defal ñu lii nga jàppale ñu ndax nag ñoom seen milieu bu ñu nekk parce que boobu Mame Matar waaw effectivement waaw Mame Matar kóllëre papa ma kii la waaw ma dolli leeral rek waaw mais nag kii moom leeral du day parce que du Wally rek ko sol am na beneen am na yeneen artistes yu ko sol aussi yàlla dafa dogal ñun Jamra dañu am benn principe su amee ay dérives yu am suñu premier taxawaay mooy jiital waxtaan. Wally lii mu def du gulee. kii beneen artiste la Ouzin Bëri-Mbër bu ko sol. moom xam nga ne moom robe bi mu sol keroog nu mu tudd sax Cissesse. dafa doy waar fa xaalis bu mu jël pour mën lu lee Cissesse man doy na waar. koo ci wax mu ne tayu ma ko xaw ma ko. voilà loolu la mën a layee doy na waar tayu ma ko xamuma ko. mais gis nga c'est un choix. choix la. ko choisir góor jigéen. jël sa responsabilité. réew mi duñ may kenn mu fàttañu ci góor jigéen. wallaahi loolu moom dégluwuñ ci président. dégluwuñ ci loi. dëgg la que ça soit très clair. d'accord mais comment actuellement waroon na demee noo xam ne. foyer religieux boo gis. je dis l'ensemble des foyers religieux. actuellement mu am benn association bu taxaw. dëgg la contrecarré góor jigéen ak franc-maçon. l'ensemble des sëriñ daara yilimaan yi ñëpp laa wax. waxtu woo na fekk mu weex tàll leer nañu ni. ku fi nekk góor jigéen ñu faat la. wallaay parce que ñun ñooy état. dëgg la ñun ñoo fi bàyyi ñi fi ne. waaw mais est-ce que bu neexoon tey ñu jóge fi. non est-ce que sëriñ si mën nañu ko def bañ a mën a def point de vue que ñoom ay seen citoyen lañ. non sëriñ li mu am. Macky Sall amu ko xalifa général bi li mu am. xam nga président Macky Sall amu ko. am nañ imam. sëñ Moussa Mbacké li mu am. dëgg la wallahi maa la wax. du moromu Macky Sall amu ko. mais imam dafa am benn exemple sax ci wàllu googu. boo demee fële ca Touba. dafa am benn kuréel bu ñu tuddee Safinatul Aman. xoolal loolu. bu sëñ Modou Lo ngaa bu jiite. mu jërëjëf. ñu nekk genre police religieuse dans la ville de Touba. képp ku sol lu dul yoon. dañ lay jàpp yóbbu la changé ko jox la lu jub. nañ ko yaatal képp ku def seen dabalaag yu ñàkk solo yooyu. dañ lay jàpp wat la.
Ok. képp ku ñu fekk muy ay organisation góor jigéen ak trafiquant d'armes si biir dëkk bi dañ lay jàpp yóbbu la police jàpp la defeere la lii nag lu ñu war a yaatal la lu war a warul yem Touba parce que suñu njaboot la. modèle bu ma neex la modèle lu sa modèle wax dëgg yàlla gis ngeen rob bi mu sol keroog. non xam nga lii ma doon wax doy war. ma doon wax nii. c'est un habitué des faits. asalaamaaleykum. ñu baal ma jël ci parce que am na ñu may wax sax naan sa émission bi 2 parties nga ko war a def ndax tellement que li ñu ci war a waxtaanee dafa kii asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Mass Mboup. salaamaaleykum. maaleykum salaam Mass Mboup. bon waaw kon waaw. alors en 2016 Wally dafa defoon asalaamaaleykum. dafa jël benn sac. sëñ bi. maa ngi lay ziar bu baax maa ngi dégg dégguñu ko parce que mi ngi ñuy dégg il paraît mais ñun dégguñu ko. waaw ku bëgg a participer rek na nga jaar ci 88 628 99 99 nga def 113 nga participer ci débat bi ndax débat bi. yaakaar naa ne xam-xam benn mode de sac à main. de femme porté par homme loolu la fi jëkk a lancé. ñun ñoo jëkk a réagir. yaayam laa woo mu ne ma dafa dem tourner et cetera ma ne ko nag ñun dañu bëgg a def déclaration ndax lii mu fi bëgg a lancé. ça ne passera pas. pour 2 raisons. d'abord colinu jigéen la. ñu bëgg ko fi lancé. mu ngi bëgg a indi fitna ci réew mi ndax fii ci Liberté 6 ci fansam yi am na ku ko toppandoo romb benn groupe xale ñu ne jàpp leen góor jigéen la. dóor ko gaañ ko automatique moo koy faj. c'est automatique. alors ñaareel ba. ki mu ko royee di Ken Ways. kenn werenteetul ay mbiram. leer na nañ. diine dafa jaar ni mu jaar ni bañ na ko ba bu defee ay clip sa fin ba 5 secondes yi des. am na bàkk bu mu fay def. ok nee na j'ai vendu mon âme au diable. sama ruu gi jaay naa ko. kon yooyu ça ne passera pas au Sénégal. yàlla dogal ba mu ñëwee. mu dégg coow li ak déclaration ak point de presse bi Jamra def. mu dem fii ci Grand Théâtre en direct devant toutes les télévisions. dagg sac bi en 1000 morceaux loolu jàll. ñu dem ba Sénégal war a jouer xaw ma ak ban dëkk la. mooy demi-finale sac bi ñu wane ci écran bi. voilà mu dàbbaliwaat ko. dem ca boulevard Général de Gaulle sol t-shirt symbole LGBT. muy drapeau arc-en-ciel bi. ñu defaat la ñu defoon. bii moom laa jot. ma ne ko yow bu dee màggal victoire Lions yi nga si jublu woon. ana drapeau Sénégal. bu dee da nga si jublu woon màggal victoire Lions yi ana maillot Lions yi. maillot bi. waaye nga sol le symbole de reconnaissance et de ralliement par excellence de la communauté góor jigéen du monde. rawatina le jour de la Gay Pride mondiale. ba ñoom ñuy bind ci seen réseaux sociaux yi di la tagg. tooñ nga Sénégal. wallaay tooñ nga tamit góor Sénégal. mu waat de tout au nom de tous ces valeurs. ne xaw ma jabara ma ko jox nanga lay. est-ce que lay c'est valable yooyu sama yoon newu ci. waaye interpellé nañ ko. ne ko du ñu nangu kenn di fi indi symbole homosexuel di ko fi lancé ak koo mën a doon. voilà évidemment li indi woon coow li mooy comme que y avait une plainte bu ko jiitu. baayam ak kóllëre gi dox di suñu digganteeg moom parce que ñu ñoo ko jëkk abal suñu siège mu tourné fa benn clip si Seydina Mohamed. daal di woo Moustapha Sy ne dama bëgg ngeen ñëw pour ngeen assister à l'officialisation du retrait de notre plainte. C'est ce qui expliquait notre présence là-bas. voilà mais de toute façon li Oustaz daanale rek la ñu wax mooy du ñu nangu kenn di ñu fatt ak symbole bu xam nga loolu tamit loolu dafa yomb trop suñu bakkan mais aussi ñoom pare nañu. ñoom pare nañu ñun ñoo ci des. sëñ Adama. waaw moom li nga xam ni. yaa ngi wax ñoom dafa jël appel maanaam. asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay ziar. allo. allo. allo oui. maa ngi lay ziar bu baax. allo sëñ bi. sant. allo. waaw allo maa ngi lay dégg. mbaaru franc-maçon yi dañoo téye ligne bi. doy na waar maa ngi ziar. doy na waar de. parce que man. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi tur bi ak fooy wootee. Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé sant bi nag xarit na loolu nag wallaay. maa la dàqale. Cissé ngaari njar meew ndawal ne fi ngeen di njar meew. ñu ngi lay ziar sa xalaat si thème bi. waaw thème bi mooy di leen jaajëfal rek. ndax gars yi ñoo ñu wutu foofu di jaajëfal Cheikh Omar. professeur moomu. suñu wëlëree la wax dëgg yàlla am. di jaajëfal Mame Matar. xamante wuñu bu baax waaye ku koy topp lañ. suñu boobeen boobu xam naa teeloo moom tey bu fa doy
waaye li may wax rek. man xam naa ne ñoom sax xam nañ ko. ñu ngi bokk ci kuréel bi nga xam ne ñu ngi defar ñoom ak bu réew mi yàqu-yàqu. réew mi nag ñëw na doole boo xam ne. jéggi na dayoo man pour ma wax leen rek sama kaa man dama daan jël comme série yi nga xam ne moom la Mame Makhtar di kaar. bu mel ni label bu mel ni benn bi mu dugg nga xam ne Even Prod. yu baax la daan def mu ànd ak valeur. man am na groupe yoo xam ne dama daan partagé seen ay séquences surtout boobu nga xam ne moom la ci xelam wàññi ci dof bi. yooyu ñu ñaaxaate ak yooyu bañ naa ma yow xanaa da actionnaire la ci label bi. ñoom rek laa doon kii mais mu am doxin woo xam ne li ma njëkk a def mooy benn série laa ci seetaan ma taxaw am ku may wax ne ma lii du tee mu amat gisuñ ci lii naam ma ne ko ndaxte ñu ngi koy seetaan moo leen may doole. gis nga nit ñi nañu xam ne xeex bi dafa soppi ko. li ñu naan xeex dompat sax ci sot la bokk. moo ci nekk gis nga nit ki bu amul solo nga di leen seetaan di leen xool yaa ngi leen di yokkal ay ji. il est temps parents yi jël seen responsabilité yar seen njaboot xam ne yàlla ci seen yokk la ko teg. nit ki da nga koo war a xamal mbatiitam ak xayteem. nit ki nga ne ko yow kat Sénégal gi nga dëkk kembaaru Afrique gi nga dëkk lii mooy sam ay baaxu maam lii mooy say baax lii mooy say wartee. nangam ak nangam waroo ko def mara naan warulaa taxa naan foofu. léegi nan ngay dégg kuy def caaxaan boo xam ne damay dimbale sama yaay. te kenn ku ci nekk sa responsabilité ci sa njaboot dama koy faral di wax bi ma demee Touba benn bi suñu kër. ñu tegal ma cere ngeen baal ma nag mbuusee nii. cere ji ñeex mi neex lool cere ji xaw a wow ma laajte ñu ne ma. si soxna diw lañ ko jënd ndax da koy transformé ma ne leen lii de gàcce ndax lu mel ni ñun ñu daan defar cere ji ci saa ba pare ñëw teg ko ak yi ma ne leen xam ngeen ni lu muy indi da ngeen di dem ba mujj bi da ngeen di jox xale yi saa yi ngeen xëyee ñeen dañ dem ngeen débrouiller bu ko defee buñu génnee da ngeen teg tonton saay ñu ne ma nettali woon ci ñaanal ñu jàmm ma leen jàmm dañ koy ñaan waaye dañ koy dimbale dafa am lu ñu doon def ñun Sénégal nga xam ne boolu reer bi bu taajee boolu góor ñi mooy am ak booru jigéen ñi mag ñu góor ñi di jubbanti ndaw ñu góor ñi jàppal sa loxo ci bool bi bu mu yëngu mooy Sénégal bi kat warut a yëngatu. yamal sa kanam mooy lii war nga koo def lii waroo koo def nangam ak nangam. mais boo leeroo ci bool boobu naka la ñuy def ba xeex bi mën a sax. pour ñu mën waaw xeex bi mën a sax mooy. delloo si ay valeur. delloo si ay li nga xam nga l'islam tey dama koy wax ne dëkk bu mel ni tey ngeen baal ma bañ a stigmatiser benn dëkk. mooy Sénégal daal li ma leen moo wax bu ñu fiy ñëw Sénégal l'islam daf ñoo soppiloo rek 15% ndax dañoo moom jikko yu baax yu bari. mu am dëkk yoo xam ne ba mu fay dem da leen a soppiloo 80% mais ñooñu dafa mel ni ñoom ñoo ñu ëpp avantage ndax dañoo xam ne lii baaxul ñu bàyyandoo lu bon lépp dem di def lu baax. waaye ñun yu aada yi xaw a niroo diine te doonu ko yooyu moo ñu yàq dem ba li ñu war a def dara defuñ ko dara mu mujj doon cap ci ñun. nii ñoom Cheikh Omar di def nag moom la sëñ Touba doon def ba ñu tëggal ko Mboyengaan tëggal Mboyengaan mooy. ñuy waxoon ne la ab dof nga. mu bind xaalu lu yerkan wala xaalu safiya jooju. parce que dañ ne ko kii dafa góog. ay bàyyam ne fi macha allah nekk ci nii nangam ak nangam mu xëy di leen nangam ak nangam. comme yi ñuy dégg nii rek léegi boo solee sol bu kii sax da ngay doon mujj c'est-à-dire sax nga xaw a am nooy comporté woo. moom daal daa war a góore. ab nangam la. daa war a góore waykat bi woyoon na ko de na góore. na góore ba si yàgg ne bu la neexee jigéen na ko. gis nga ñi baax ci ma ne ko yàq nga way wi. ak ñi baax ci tijaan yi ak ñi baax ci murid yi ñoo waral lëkkatoo mooy coaliser. ok xeex mbon. jërëjëf waaye si léegi ñun ñuy buux dañuy dóor ci kaw kee ngay xoolee nit ki naan ko ibaadu la wala ñetteen la. wala non waaw loolu moo ñuy diviser. loolu problème la waaw lu am solo la loolu thème à part la nañ ci ñëw. waaw thème à part la nañ ci ñëw. bañ a jël temps bi. waaw jërëjëf. jërëjëf xam nga waykat bi dafa way benn way Saliou Bey waa ji ne na góore mu teg ci na góore ba si yàgg mën a bu la neexee jigéen na ko man na ko yàq na way bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. wàññi sa télé ngir ñu mën a déggante sëñ bi foog nga wàññi télé bi ñu mën a déggante bu baax salaamaaleykum kooku rëcc na ndeysaan waaw parce que ligne bi pare que ñi ñaa ngi ci kii waaw sëñ Adama waaw léegi maanaam tey jii mbirum direction sax ñu ngi may ñaan pour émission bi ñu def ko 2 parties parce que nee nañu li ñu war a wax ci góor jigéen ñi buñ ko bëggee teg ci franc-maçon yi du ci xaj est-ce que du ñu mayaat ñi même les mêmes invités ñu mën ko def 2 numéros waaw incha allah asalaamaaleykum asalaamaaleykum
waa sëñ bi tur bi ak fooy wootee. Mouride Sadikh lañ koy wax taal bi sëriñ tur bi ak fooy wootee. waaw bu xante bi ci ligne bi mooy. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi maa ngi dégg bu baax. waaw tur bi ak fooy wootee. kii taalibu Cheikh Ahmad Bamba lañ koy wax. Cheikh Ahmadou Bamba. waaw taalibu Sëriñ Touba. waaw acca bisimilah ñu ngi lay déglu. man daal seen bi xanaa di leen ñaanal ngeen yàgg ci lool te ànd ak wér rek. amin 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 ndax li ngeen di xeex fii. adduna bépp loolu la war a xeex. maa ngi leen di ñaanal ngeen yàgg fu lool te ànd ak wér barke Cheikh Ahmad Bamba. amin ya rabbi amin ya rabbi. ndax yéen seen kuréel bi bu amoon fi fukki kuréel. kon lu fi xew ci jamono bi ak lu xew Sénégal yëpp dina wàññeeku baax a baax a baax. incha allah. xam leen ne nag yéen a ci dëgg yàlla leen yàlla aar te suturaal leen. amin ya rabbi amin. wallaahi billaahi taalaahi yàlla leen jàppale leen ci barke Sow xam. amin ya rabbi amin. jërëjëf. seen am na solo lool seen taxawaay am na solo ci réew mi. amin jërëjëf. jërëjëf di profité di nuyu waa AES waaw ñu ngi koy ziar bu baax di nuyu aussi waa Jamra bu baax ndax ñoom ñëpp ñu ngi wax ne ñu ngi ci seetaan ak waa ànd sàmm jikko yi tamit sëñ Babacar ñu ngi koy ziar ak ñoom sëñ Maam Thierno yëpp asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi tur bi ak fooy wootee. waaw maa ngi tudd El Hadj Diop. dëkk Sokone. Sokone. waaw. acca El Hadj Diop ñu ngi lay déglu. waaw. li wax mooy ne maa ngi soog a génne si benn waxtaan bi. yokkal sa kàddu gi tuuti mu xaw a jóg. waaw damay wax ne. waaw damay soog a di génn si benn débat bu ñu doon def sànq. si suñu WhatsApp. ma ko doon animé. te sëriñ bi toog nii sol mbax dem xonq moo defaroon benn vidéo. bu jëmoon si affaire Akon City bi. ndaxte li ngay gis nii muy homosexualité man dama gis ne ne. démembrement wu li nga xamante ne mooy programme mu formation yi mooy bi ñu teg seen fii te kenn benn noonu lañ am mooy diini islam. te li ñu xam si lu jëm si loolu mooy bu ñu fàttale ko li ñu diini islam jàngal tàmbalee sa la seytaane waxoon buur bi. ba liaison bi nga xamante ne moo nekk ci Masiihu Dajjaal ku mën a def trait bu jóge foofu jëm ci fii rek. dina xam ne lépp lu ñu gis ci diggante bi ci franc-maçon yi di ko def seen jiit mu mag di seytaane rek da nga xam ne loolu yëpp ci processus bi la. absolument. te islam bi ñu nekk nii nga xamante ne mooy li fi des comme diini boo xamante ne dinañ jaamu yàlla ci dëgg mooy noonam numéro 1. te islam kenn mën ko xeexe de l'extérieur de l'intérieur rek nga ko mën xeexe. comment loolu moo sabab nag dëkk yi nga xamante ne mooy si la ñu dund nii nga xamante ne
ma rek ñoo Abdou Karim Gueye sax ñoo waroon a dem teewal fa ànd sàmm jikko waaye ba ñu demee demande marché bi autorités yi dañoo lànk di leen doo leen fi marche contre góor jigéen kon tey jii war nañ ci jóg te ñoom li tax ñuy bañ loolu ba ci article 18 pour wane média yi article 18 nouveau code de la presse bi article 18 bi lu mu wax mooy tere nañu léegi bépp média boo xam ni mu ngi wax jëmale comme tey nii ñun gan dim benn rédacteur en chef organe bu mag moo ñu woo ni ñu xanaa yëgu leen lii ñu ni ko loolu lu muy wund mu ni dañoo tere képp ku tuddati góor jigéen ci télé bi maanaam tey boo fekkoon ñaari góor di tëdd di sëy ñu jàpp leen yow booy présenter sa journal da nga naan ñaari góor lañ jàpp ñuy sëy démb waaye ñematoo tudd góor jigéen sinon dañ lay pénaliser mais li nga wax noonu ci réew mi la waaye ñun fii Sénégal mais ñun seeti nañu benn constitutionnaliste koo xam kenn sutu ko ci Afrique mu ni article 18 bi c'est anticonstitutionnel maanaam organe de presse bu ko violé amoo problème parce que suñu constitution sexe la xam waaye orientation sexuelle xamu ko te article 18 orientation sexuelle la ni amatoo droit tudd ko donc foog nga dem changer constitution bi pour mu mën a dagan donc pour wala ni tey bi mais man su ma la déggee daal am naa njàqare de mais ñoom dañuy gi nga suñu nguur yi am nañu njàqare parce que l'état est pro homosexuel loolu parce que ça veut dire que ñoom pare nañu pour jàppale góor jigéen ñi te ka fa ñu ci réewul ci parce que bu ñu demee ba foofu laa leen di conseillé nag gi nga nguur gépp boo xam ni yaa ngi jógoon di jàppale góor jigéen detteelu nga gi nga François Hollande mariage pour tous moo ko voté France waaye premier mandat mu am impopularité dañ ko fal waaye dafa mujj amul sax 4% ba ñuy def sondage dafa ni man jaratul may dem prochaine élection premier mandat mu bàyyi dégg nga Macron ba mu faloo la jël góor jigéen yi xamal leen nag seen waaye falu 14 juillet fête nationale mu dajale leen Élysée ñu fees fa dell waaye gilets jaunes yi dañoo tegal sa baaraam foofu mais Zal xam nga luy sama problème mooy góor jigéen yi ci Sénégal am nañu ay récépissé seen association yi fan lañ ko jëlee fu ñuy joxe récépissé ah mais gén nga jamono yaa ngi ci woon parce que loolu dama bëgg mu leer ci plateau bi ma bëggoon ci profiter sax waaw mettre en garde sévèrement benn lesbienne bu mën a tooñ fan yëpp dafay nekk ci réseaux sociaux yi lu mu yàqul Jamra daf ko fàtte man mi di wax ak def naa émission lesbienne boobu woo ma en direct saaga yu doy waar mën a tooñ boole si ñàkk kooku ba ma ko gëjee dégg mooy ba ma génnee ci sama audience sur les récépissés ak Aliou Ngouille Ndiaye le 13 novembre 2019 ndax du man maa ñaan audience bi Aliou Ngouille Ndiaye moo dégg coow li ci média ñu naan Jamra ñi dénoncé ne état bi joxe na ay récépissé góor jigéen mu woo ma jaarale ko ci secrétaire général am Ibrahima Sakho ma ñëw toog ne waaw da ngay wax yi récépissé vraiment ñu bëggoon xam daal fekk maa ngi ak sama document ma ne ko mbirum récépissé yi continuité la ci seen régime waaye ca nguur ga ma bokkoon man dénoncé woon naa ko fa ci nguuru Abdoulaye y en avait 9 ñu doon waajal benn marche pour naqarlu ko Imam Mbaye Niang doon waajal marche ak kuréelam ak oustaz Aliou Sall pour naqarlu la libération scandaleuse du mariage homosexuel de Mbao bi ñu doon wax léegi ñu daal di woo Imam Mbaye Niang ñu ne ko au lieu mu nekk ñaari manifestation tey ñu boole ko def ko benn ñu daal di ko boole def ko benn ñu dem grande mosquée ba ilimaan bi sëlmalee ne asalaamaaleykum ñu génn taxaw ci esplanade bi préparé suñu ay banderole ak yooyu pour def marche ca saasya maa ngi taxaw ni oustaz Aliou Sall taxaw benn caméramanu rajo Dunia ku tudd Ramatulaay taxaw rek grenade egsi teel ndaw si affaire bi dafa éclaté à proximité saxaar si fàtt ko ba dafa xëm ci loxo oustaz Aliou Sall moo ko amortir ñun ñu daw uti ndox sotti ko yëf ya tasaaroo foofu moo doon suñu première dénonciation de 9 récépissés homosexuels dérivés par le régime précédent te man booba je prenais des risques parce que ñëpp amoon naa fa cër bu ñëpp a xam position bi Seydou Gueye am tey nekk porte parole Benno Bokk Yaakaar man suñu Benno Bokk Yaakaar Cap 21 la tuddoon parce que fu mu toll nii kay je pense que ñëpp ñu ngi ci risque ma yoroon seen kàddu amoon naa beneen cër dañ ma nommé woon président du conseil d'administration du CICES j'avais un salaire de ministre presque waaye dama foog teraanga adduna yëpp teg ko fee farataal li yàlla bëgg nee na buggul góor jigéen alors ma ne ministre yi muy benn régime bi changé ñu jógee 9 récépissés jëm 16 kon yokkaat ngeen ci ñaata du 7 ma ne ko donc ça fait 16 voilà ce que nous dénonçons
mu ne ma ndax am nga ay preuve ci saa si ma génn ma ne ko AIDS. muy waaw muy kuréelu góor jigéen bi ci gën a ëpp doole. moo ci gën a ràññeeku. 650 membres. kii moo ko joué kii moo ko jiitee. Jaaji waaw. Jaaji Diouf. récépissé numéro temps. délivré temps. siège social temps. mu leer ma ne ko benn ngoog. ma ne ko beneen bi prudence. Jamil Bangoura mooy kilifa ga mooy iliman ba. récépissé numéro temps et cetera et cetera. mooy chef de bande bi. mooy délinquant. ma di ko topp ba ci kuréelu góor jigéen yi. ma ne ko sourire de femme. bi nga xam ne moom mooy gën a ràññeeku ci kuréel góor jigéen yi. alors ma ne ko léegi nag yi ay échantillon la léegi da nga may jox sa adresse email monsieur le ministre. bu ma demee ma yónnee la des. ba jox la sax document yow ma laajul. pour wan la ne récépissé yi dañ koy taafantaloo pour décrocher des financements. alors kon nag tontoom. mu ne waa beex monsieur Guèye vous savez que ñun kenn du ñëw kenn sañul ñëw fii ne association góor jigéen lañu dañu bëgg a récépissé ma ne ko bien sûr loolu kenn du ko def. c'est maladroit. état boo ko def du la jox ñoom lan la ñu def dañu def un détournement d'objet social parce que tout le monde sait que boo bëggee créer association muy ASC nawetaan wala daayira wala leneen ñetti dossier ngay indi ministère de l'intérieur mu di statut règlement intérieur ak assemblée générale constitutive assemblée générale constitutive boobu nag ci ngay décliner sa objet social ngay wax li la tax a jóg su dee syndicat nga ne c'est pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs bu dee parti politique nga naan c'est pour participer et cetera waaye ñoom duñ la ne mukk c'est pour kuréelu góor jigéen xam nga lu ñuy def ils inventent des objets sociaux qui n'ont rien à voir ak la ñuy jëf sur le terrain am na ñu ne waaw ñun dañ ko créer parce que pour les personnes du troisième âge ñu jàppale man dama gëm ne sax man dama ñu baal ma man dama gëm na sax yooyu yëpp avec c'est la complicité de l'État non xam nga bu ñu waxante bu ñu toogee pour waxante dëgg waaw ci laa jëm man je crois que c'est avec la complicité ci laa jëm alors léegi l'État a reçu des fonds a reçu des engagements ci wàllu ma ne ko léegi ma ne ko bu ko defee am na ñu naan waaw c'est pour encadrer des gens qui sont victimes de maladies sexuellement transmissibles particulièrement VIH/SIDA foofu la wax ji ne parce que y a des statistiques officielles de l'État confirmées par l'OMS disant que Sénégal population hétérosexuelle bi dans sa généralité am nañ un des meilleurs taux d'Afrique 0,7% amuñu sax 1% waaye ba Sénégal fobee la population homosexuelle berlen ñu ngi ci 27%. kon c'est des facteurs de propagation du sida alors ñoom nag dañuy taafante loolu pour am récépissé bu leen état joxee récépissé ma ne monsieur le ministre am na ay conséquences mu ne ma yan conséquences la ma ne ko injustice bu rëy mu am foofu mooy dañuy dem di ko présenter à des bailleurs internationaux mais nous sommes reconnus par l'État ba pare di sàkku ay financement mu ne ma jox ma benn exemple boobu on était en novembre 2019 ma ne ko Justin Trudeau du protocole présidence nee na daf fi war a ñëw visite officielle en février 2020 ma ne ko di nga ci dégg dara mu ne ma lu tax ma ne ko parce que am na un financement de 185 millions bu ambassade Canada décroché pour jugóo gi ñi ma ne ko nag c'est injuste li tax c'est injuste parce que y a combien de maîtrisards combien de diplômés chômeurs yoo xam ne balaa ñu am liggéey ak balaa ñu am benn 50 000 francs de fu ne la ñuy dugg waaye boo nee góor jigéen la ambassade yi débloqué état bi débloqué loolu sax kooku c'est un clin d'œil malsain dem nañu ba à un certain moment nga baal ma dem nañu ba à un certain moment xale yi bu ñu bëggee tukki léegi dañuy dem ambassade ne ay góor jigéen lañu kon bëri na tey jii xale yu bëgg a tukki dañuy dem ambassade France wala Hollande taxaw ne man daal góor jigéen laa. je suis persécuté bu ko defee nag. ñu daal di lay jox carte. dama bëgg rek parce que aussi mënuñ cee ñàkk wax. mooy Akon City. waaw baal ma Amas. waaw parce que donc dama doon répondre sa question. waaw pour ñi doon les mauvaises langues. disant que Jamra day coow rek yaa amul récépissé. kon récépissé yi jox naa ko. waaw Aliou Ndiaye waaw ba pare jox ko ay documents. pour wan ko yan pexe caay-caay la góor jigéen yi def ba jariñoo récépissé yi pour am ay financement ça c'est clair lu ñuy xam ne voilà macha allah lu ñuy xam ne parce que amoon nañu maam Abdou Aziz Dabakh lu mu wax ci franc-maçon yi buñ ko dégloo dafa mën ni tay la sëñ Aliou nañu ànd rek déglu loolu lu maam Abdou Aziz Dabakh waxoon ci franc-maçon yi ñëwaat ci plateau bi
xam ñu ngi ci biir Sénégal. sëriñ bi nee na wax ji bari na coow li bari na waaye lëf li leer na nañ ña formation yi nga xam ne ñu ngi dëkk ci biir Sénégal ni mu leen xamee noonu la ñu leen xamee. bëgg xaalis bu bari. bëgg xaalis bu bari léegi. bëgg nekk kilifa. ba gis nag amee kilifteef. su leen jaralee. ñoom. sañ jóg yàlla. sañ jóg yàlla nag. dafa ngi ñëw itam. dafa ngi ñëw boo xam ni. daa fi bàyyi kër gi. daa fi bàyyi kër gi. bàyyi fi sëriñ bi. daa fi bàyyi sëriñ bi. daa fi bàyyi jabar ji. daa fi bàyyi alal ji. ñu andi la ci buntu am pax. sëkk la ca biir pax ma. dem. ba ak sa borom. doo fa dese dara lu dul sa jëf. doo fa dese dara lu dul sa jëf. formation. soo demee ci yi ma la wax benn bi nga xam ne moo ci gën a rëy. nee na boo demee ci place yi mu lim fii ba ci gën a rëy. soo ñëwee ba ca buntu ba. boo ñëwee ba ca buntu ba. ba ñu xam ne yow. ba ñu xam ne yow daal yaa ñëw di jaayante si tey. dafa am lu ñu lay wan. am na lu ñu lay wan nga teg ci sa bët. yow yaa jànloog moom. ñu fay lamp yi yëpp. nga summi sa mbubu mi nga solo. yow mi ñëw nag sa mbubu mi nga soloon da nga koy summi. moo xam xaftaan. moo xam ab xaftaan la keroog. wala mbubu dara nga sol. wax ña nga fa fekk. wax ña nga fa fekk ni leen. summi naa tey mbubu lislaam. mboolem mbubu lislaam yoo soloon summi naa ko tey. aw ma doon ndey aw ma baay aw ma sëriñ. aw ma nag lu formation yi dogal naa nga ca biir loola lu ñu nekkul nekkuma ca. ne puteet na la sa ndey. ni puteet na la sa ndey juree woon. daa dem ba àgg ci jëmm ju ñu siddi mu taxaw. daa dem fekk jëmm ju ñu siddi mu taxaw nga jànloog moom. nga sëgg ci kanamam. wax loolu. ñu fekk sa deret. nga signé. ñu ci mbooloom formation laa bokk. inna lillahi wa inna ilayhi mooy li am. sëriñ bi nee na wax ji daal dafa bari waaye lii rek moo leer mooy li am. formation gaa ngi dox. sëriñ bi nee na formation gaa ngi dox. waaye daal. ñun ci suñu bopp ñoo ñàkk. ñun ci suñu bopp ñun ñuy dëkk réew mi ñoo amul bopp rek. réew mi ñëpp a ko bokk. réew mi ñëpp a ko bokk. wax sa diine ak la koy defar yàqaloo kenn. wax sa diine ak luy defar sa diine taxul a yàqal kenn la mu yor. kon nag. ñun ci suñu bopp nañu takku. ñun ci suñu bopp nañu takku. li ñu amee. ñu jox ko fayda bu mag. boole suñuy doole. boole suñuy doole. boole suñuy xam-xam. boole suñuy kattan. daje yu mel nii. sax ci faw. su amee. yàlla ay nekk suñu gidd. sëriñ bi nee na ci biir loolu. am na ñoo xam ne ñu ngi jóg taxaw temm pour tas daara yi ci réew. mais am na yëg-yëg bu wóor boo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi yóbbu takk seen digg lan mooy seen pexe tas daara yi ci Sénégal. yàlla ne baax na wala nuziqannahum min al-azabi adna duna al-azabi la'allahum yarji'un yàlla ne ñu ñaar yàlla ni yëg naa seen pexe yi nga xam ne sama kuréel yi yéen a koy bëgg a tas de waaye maa ngi yor sama gileen ko yaañ ci danaa leen ko ni ñaar. wér amatul ci réew mi. dina bari na lool. nit ñaa ngi taxawaalu kenn amul loo def. yàlla téye na tawam. téye na léppam. téye na yërmande. dañuy war a daw dellu si ci yàlla. mu yërëm ñu. defoon ñu li mu bëgg. waaye suñu continuer ci nit ñi. damay gën di tàng. gouvernement bi ci man dara. sëriñ bi ci man dara. yàlla moom na ko. te société wu la kat. jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax maam Abdou Aziz Dabakh Malick yàlla na ko yàlla yërëm. amiin te tax ci barkeem. amiin bi muy wax ci franc-maçon yi mi ngi ma ni tey lay wax. waaw vraiment sénégalais yi kontaan nañu li ma jot ci message ci ay kilifa ci sama portable. di rafetlu jotaay bi vraiment nekk na jotaay bu am solo. waaye rek ñu def dernier tour de table. parce que Akon City bi ñu bëri dañ la ci interpellé. nañ ci xuusaat nag ci beneen. émission bi ñu war a def parce que plateau bi pour yëgal téléspectateurs yi ñuy seetaan que nañ am beneen plateau boo xamante ne. ça même invité yi lay doon. ñu mën a yaatal thème bi parce que war nañu dugg ci solution yi. ci wàllum góor jigéen ñi. wax ci wàllum maçonnique yi. yëpp pour yeete. waaw ci projet Akon boobu. waaw sëñ Mass. waaw projet bi day wax dëgg yàlla dégg naa ci lu ne. nee nañ dañoo iñaane Akon. projet bi lenn kese la. dama gis temps yi yëpp Sénégal ñu ngi xeex ci wàllu sax ndengeleer. ci ay suuf yu néew yoo xam ne lu néew ci hectare. ñuy joxoon Babacar Ngom bu Sedima. ñii di ko xeex ci Sindia ñii di xeex Tobène. gis ni du yoon ni jël suuf su sakkan a sakkan. jox ko benn nit kese xañ ko ay villageois yoo xam ne moom rek la ñu war a dundee. li ñu jox Akon ëpp na li ñu joxoon Babacar Ngom Sedima. muy benn léegi nag Akon dafa am lu bëri lu mu wax li nga xam ne suñ ko xoolee ba ci biir waxul dëgg. bi si jiitu Akon dafa wax ne financement am
waxul ñan la àndal ci financement wu projet bi. wax na gars yi dégg naa gars yi ne 6 milliards de dollars mooy coût projet bi. du 6 milliards de dollars. gis naa journal yu bëri bind ko sax xaw ma 3000 ñaata milliards de CFA. ëpp na loolu. et kon dafa wax ni 18 milliards mooy projet bi. waaye jot naa amagum 6 milliards ak ay partenaires am. ok mu dese ko 12 milliards yoo xam ne amagu ko. te 18 milliards yooyu mu wax sax sëñ Mass projet bi ëpp na loolu. projet bi ëpp na 60 milliards de dollars. mais xaalis boobu Akon est-ce que am na ko. Akon amu fan la koy jëlee. Akon fortune am jamono bi ñu ngi ko xayma ci 80 millions de dollars. maanaam Akon du milliardaire en dollars. donc kon projet bi Akon mënu ko tabax. comme que nag mënu ko tabax nag ñun lu ñu laaj lu leen kese lu néew la. mooy kan ak kan la àndal si tabax bi. ndax dañoo seetlu entourage am. gis nañu entourage am ñu bëri ñi nga xam ne xam nañ leen bu baax a baax États-Unis ñuy liggéey ci wàllu monnaie ñi nga xam ne leen di suivre. ñii nekk ñi nga xam ne dañ leen ràññee ci wàllu góor jigéen. am ay scandale yu bëri yoo xam ne ko ci dund. ñii nekk ay franc-maçon yu doy waar yi nga xam ne lépp luy yàlla ak lépp luy defar dañ ko sax bañ di ko xeex dañuy xeex yàlla. et la preuve dëkkam bii di wax nañu lu fay am yëpp wax nañu théâtre yi. wax nañu baar yi. wax nañu hôtel yi. wax nañu liggéeykaay yi. amul juma. est-ce que c'est pas un état dans un état. noonu la dara demee sax parce que soo xoolee projet bi. Akon dafa bëgg am indépendance ak autonomie ci wàllu énergie. ci courant. waaw gis nga mi ngi nii photo baa ngi nii. dafa war a am indépendance ci écran bi lii la ñu wane ci écran bi mooy photo bi ville bi ak yooyu. ndax projet lii du projet dëgg projet lumière courant la woon. maanaam Akon Lighting Africa. mooy projet moom. donc dina am courant boppam. dina régler ndox boppam. na régler xaalisu boppam. donc lii daf ñuy wan rek ni dëkk bu nar a tëju la. mu ne libre aussi. dëkk la ci biir dëkk bi. nekk ci côte bi nekk ci géej gi di mën a dugal di génnee ni mu ko neexee te kenn du ko yëg. may nag lii lu dangereux la ndax man ku ànd ak ay ñuy xeexal góor jigéen di ànd ak ñi nga xam ne ay franc-maçon lañu. ba pare ñuy nax waa Sénégal dañoo ñëw dimbali ñu. Akon mosul jéem a dimbali waa Sénégal. Akon dimbali Sénégal taxu koo jug maanaam Akon. businessman la bi nga xam ne intérêt loolu nag kenn du ko si mere. ni ku nekk sax nga liggéey say mbir pour yokk ko. waaye gëmloo bi ñuy gëmloo Sénégal yi dañuy bëgg a dimbal amu ci. lii dëkk la bi nga xam ne dëkku borom alal nar a nekk c'est une ville de riche. ay entreprises américaines yu bëree bëri dañoo rang déjà. loolu xam naa Akon loolu semaine yi ñëw dañ ko gën a leeral. entreprise yu bëri dañoo rang pour dugg ci biir projet bi. ndax ñoo bëgg ñëw pour envahir économie Sénégal pour may ñëpp ñu mos. dañu gis ministre bi teew. ci inauguration pose première pierre la xaw ma. mais ministre bi ñu gis ministre bi teew. waaw maanaam ñoom état moo leen jox. ministre bi dañ koo jox ndigal rek. ab ndaw la bi nga xam ne. ñun suñu ministre ak suñu président sax. liggéeyaluñ ñu. maanaam liggéey ñu pour ñun dafa am yeneen bitim réew ñu liggéey di nga soo xoolee semaine bii. yaa ngi dégg scandalu Twyford. entreprise chinoise boobu nekk fële ci boru Sindia. di toroxal sénégalais yi nga xam ne ñoo fay liggéey. mu entreprise Caro la. bi nga xam ne fayu leen sax entreprise bi nga xam ne dafa nax waa Sénégal yëpp di toroxal ay doomu Sénégal ci biir Sénégal. bañ koy inauguré président Macky Sall ci boobu moo demoon. ok donc ñoom entreprise yi fi nekk dañoo nekk ci benn démarche colonisation. dañuy coloniser économie africaine yi. donc ñoom faalewuñu africains yi teraanga yi ñu am ci Afrique moo leen tax a jóg. dafa am sama benn prof bu mag bu doon wax ne tubaab yi jamono ji bu ñu amoon possibilité rey africain jëriñoo Afrique. dañ koy def parce que seen biir waxtaan dañuy wax naan. l'Afrique mooy l'avenir de l'humanité. waxuñu africain yi ñooy avenir de l'humanité. maanaam c'est l'Afrique. waaw donc lii wax ji dafa leer nañu bi nga xam ne ñun ñoo ko bañ a décortiquer. donc xam nañ teraanga yi fi nekk xam nañ possibilité yi fi nekk. ñoom ñu ngi liggéey ak seen ay multinationales. ak seen ay entreprises pour ñëw teew fi. am nañu ay sénégalais yoo xam ne dañoo am kayitu Sénégal. yu leen mën a yombalal teew bi fii nii ci biir réew mi. bu ñu moytuwul on va vers la recolonisation. lu doy waar. yegg sañ fa pare waaw temps bi nag daan yegg sañ fa pare temps bi daa xoj nañu nag ñu ngi ci jëppaandaw gi. xanaa may ku nekk rek mu tàggatoo. et puis on peut se donner la rendez-vous dans 15 jours. pour mën a permettre aussi ñu duggaat. amaat ay éléments yu bees. mën a toogaat ci plateau bi ngir mën a traité waat parce que thème bi dafa large. il faut qu'on donne les solutions ñu waxtaan solutions yi. kër diine yi naka la ñuy def. ba mën a def benn synergie mu am. ñu mën a xeex projet góor jigéen yi. xeex projet maçonnique yi. parce que ils ont infiltré les maisons religieuses. ils ont infiltré artistes yi seen milieu infiltré milieu aussi maison de presse yeeg lu ne kon yaakaar naa ne combat bi ça sera pas du tout facile daf tos ko boo jël thème bi da ngay gis ay menaces ay lu ne ngay dégg waaw kon ñu bàyyi kii mu tàggatoo sa combat bi de li tax mu facile mooy tey état moom caaxaan lay gën a jàppale ndax tey boo ni woon
daara ak dëkku diine dëkku alxuraan laa fa bëgg a def tey duñ la may loolu yëpp ci ay suuf duñ la accompagner duñ la ko yombale noonu waaye nag yàlla ci boppam moo def fi mu ne économie tey ñi jóge ci daara yi ñoo ko yor benn directeur BICIS daf ma ni ñii signé alxuraan nii bu ñu retiré woon seen compte ci banque yëpp tëj yàlla may na leen ndam waaye tey dañ leen di xeex boobu nag moo waral dimanche 13 ca Parcelles Assainies unité 13 jàkk sëñ Modou Gueye jàkkaarloog hôpital Mame Dabakh à 17h takkusaan ñu ngi ci woo ñëpp pour ñu ñëw jàppale waa daara ndax ñu ngi leen di xeex di leen jéem a diigal te ko indi sa caaxaan loo xam day màbbal diine ñu jàppale la bu boobaa nag bu ñuy xeex ñu nit nañu sot taxaw li Amar Traoré Diop doon wax Amar Traoré Diop ay écrivain mu ni gars yi dañuy complot ñu nit dañ leen war a complot loolu nag mooy wax ji nañ jóg dimanche na ñëpp wuyu ji ndaje boobu le 17 à 17h le dimanche 13 à 17h inchallah jàkk sëñ Modou Gueye unité 13 en face Maam Abdou. ndax gi nga population. li ñuy wax toujours ma ne leen mooy le premier pouvoir. dañu premier pouvoir mooy état exécutif ak législatif déedéet. peuple bi mooy premier pouvoir. te lu mu bëgg mooy am te ñun suñu diine ñu ñor. nañ ci ñëw ci deuxième numéro bi. waaye di woo aussi sponsor yi sponsor yi nañ ñëw ci li ci dëkk bi. parce que ñi nga xamante ne du ñuy œuvrer pour les valeurs ak yooyu. yaakaar naa ne émission bu mel nii. war na sponsor yëpp woo nañ leen ubbi leen suñu buntu ñu ñëw aussi. Mame Matar looy tàggatoo. waaw xanaa dëggal li nga wax rek sponsor yi bu dee dañu bëgg sàkku yiw ak tuyaaba defe naa penc bu mel nii gënu koo yelloo ndax lii mooy defar réew rahmatullah Abdou Latif Gueye daan na tooñ Ablaye Wade naan ko waaw yow maam la koy wax yaa ngi tabax yi pont yaa ngi tabax yi échangeur yaa ngi tabax yi tali nangam waaye leen nga fàttee tabax Ablaye ne ko lan la mënu ko jikko yi wax nga tey laal nga ma de waaw kon nag yéen itam waa li ci dëkk bi yàlla leen yàlla wommatal ay sponsor yi nga xam ne ñooy jël ay dizaines de millions di ko neexale xale yi nga xam ne ràññeeku nañu si jongante ci wàllu alxuraan ndax lu yëpp day defar jikko te émission bi li ko tax a jóg mooy day defar la nga xam ne mooy reenu askan aw askan boo posonee reen ya boo amoon ay milliards itam lépp ay màbb te reen ya mooy lan mooy jikko yi yàlla na ko yàlla def jërëjëf Mame Matar ñu ngi lay jaajëfal bu baax suma consultant yow laay mujj waaw sëñ Mass maa ngi am mbégte loolu teew xaritu Akon waaw Akon moom sama Akon moom aw maak moom benn problème dama koy béggee waaye wax dëgg yàlla lii moom maak moom am nañ ci problème donc sëñ Mass dafa am benn point bi xam laa bëgg tàggatoo muy parents yi dañ gën a bàyyi xel ci li ñuy wax message subliminal yu ñuy sànni xale yi leen gën a xememloo góor jigéen te xamuñu ko xel dafa am nu muy fonctionner dafa am subconscient am inconscient am conscient am paraconscient dafa am lu bëri ci biir xel dafa am message yoo xam ne bu ñu koy sànni xale dafa am lu muy togg ci moom su demee ba ay 5 ans 10 ans 20 ans dafa am lu muy yee ci biir xolam dama ci bëgg a jox benn preuve rek ci benn mbir bi nga xam ne message bi xaw ma nag caméraman Zal mën na ko jël message bi Zal lii benn marque la ñuy wax A-Style marque yër la bi nga xam ne jamono bi bëri na Sénégal ay xale nga koy sol ay papa nga koy jëndal seen ay doom te xamuñu ko ñu ngi koy sol soo xoolee message bi yow benn lettre A rek ngay gis bu am ñaari point waaye soo ko xoolee ba ci biir tekkiwul loolu ki ko moom neen dafay doxal Kama Sutra muy benn téere bi nga xam ne téere buy jàngale sëyukaay la ay position sëy ne daf koy jàngale mais ay moom pour góor jigéen ñi kon A bi mbir a ngi ci A bi benn waaju taxaw la ak benn waaju sëgg mel ni kuy raam muy sëy ak moom ci ginnaaw ñaari góor xaw ma da yaa ngi koy xool baax xool ko bu baax a baax donc lii ku xool di nga ko gis donc lii nañ ko faram-fàcce insha Allah ci biir di ñëw dañ ko gën a leeral na parents yi bàyyi xel programme yi seen doom yi di xool dessin animé ak yëre yu ñu jëndal seen doom yi ndax ñu ngi dugal lu bëri seen xelu doom yi yëguñu ko donc yàlla na yàlla suturaal nag yàlla na yàlla dolli tawfiq jërëjëf loolu xam naa ba beneen yoon waaw jërëjëf waaw mais nag joxe ngeen seen accord pour beneen émission bi sëñ Adama moom daal moom bu reeree rek daanaka day tëdd waaye joxe nga sa accord mon consultant waaw macha allah looy tàggatoo Mass maa ngi lay gërëmaat bu baax parce que gis nga li nga def nii julli juróoma dara jooju lay am parce que sallallahu alayhi wa sallam gis nga li mu wax ci dindi lu bon ci penc mi na nga xam ni yàlla kontaan na ci li nga fi yoon ci yàlla Muhammad kontaan na ci nitu yàlla yëpp ko parce que loolu il faut ñu relater ko ba nga xam ne ci islam ngay liggéey ci vertu ngay liggéey xoolal sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man wajadtumuhu ya'mal amala ahlul qawmi luutin faqtulul fa'ila wal maf'ula c'est-à-dire li tax ma ne c'est un choix
ki choisir nekk franc-maçon nekk nu mu tudd góor jigéen mais nag xam ni conséquences yi moo koy endossé ah. absolument. rey leen ki koy def. ak kañ koy def ca moom. léegi nag Sénégal ñu am góor jigéen am na benn chance ma xam nga lan la. mooy charia doxul Sénégal. kon kay ñoom ku ci tuub ñu jégal la. ku ci génn yàlla baal la. te xool nit bakkaar boo mën a def man il faut ma insister foofu. macha allah nit bakkaar boo mën a def. an nadamu ala ma faata. wa naytu allah yaawda. donc suñuy jabar ñoo ci ne suñuy mbokk est-ce que mën ngaa waat ne ama mbokk mu ci ne. kenn mënta ma waatiru fi actuellement fi mu toll. maanaam franc-maçonnerie ak góor jigéen. mais nit ñi li ma wax benn waaye ma ne ko ñaar nit ñu la romb kenn ka am na coronavirus. am nañ ko ba wér sax. loolu problème am nañu ko ba wér. donc nañu xam ni corona moom am nañu ko ba wér kenn du ci texe ñoom. kenn nekk góor jigéen di texe. ci kéefar ngay dee. ci rëbbum yàlla ngay dee. te booy dee di dem safara. loolu dafa war a leer. loolu tranche charia la. yow nag mi tànn nekk mattum sawara yaa ko tànn ah. ok jërëjëf mon consultant. Imam Cheikh Diop ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal aussi professeur Omar Diagne. am nañu kontaante bu baax a baax yow ci kër gi nga bokk. Mame Matar aussi moom ci kër gi la bokk Jamra ànd sàmm ji koy sama doomu baay Adama Mboup vraiment aussi ñu ngi leen di gërëm bu baax message yi ma jot ci kilifa yu bëri tey ñu ngi doon teewlu émission bi te loolu la ñu bëgg dañu bëgg genre émission yi àgg ci ba ci kër diine yi ñu xam li xew ci dëkk bi parce que damay faral di wax ne kilifa diine yi amuñu droit wax ne yëguma woon responsabilité bu rëy la dañoo waroon wax te fii nañ fi traité thème boo xam ñu ngi koy préparé mooy l'importance des foyers religieux au Sénégal loolu nañ ci ñëw parce que kuy waate sëriñ ngay waate mais est-ce que njàngale bi yegsi na ci njaboot gi loolu nañ ci ñëw ci un débat fii je pense que mënuñu tàggatoo te gërëmuñu ñi nga xamante ne ñoo nekk derrière la baie vitrée les hommes de l'ombre gis nga jotaay bi yëpp ñu ngi tourné ñu ngi ñëw ñu ngi dem ñu ngi dëkk Saliou Bey ji ne caméraman yi moom caméraman la mais conseiller la leneen la ci sama ginnaaw di nuyu bu baax aussi ki nga xamante ne mooy Amdi Sidibé ñoom ci techniciens yi la ñu bokk Pape Mballo Pape Gora Gueye aussi le grand caméraman ñu ngi koy nuyu bu baax René Charles aussi ci réalisation bi export yeeg lépp Barak Mbaye aussi ñu ngi koy ci montage bi vraiment ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal animateur ak journaliste ci kër gi parce que ñoom aussi ñu ngi rafetlu mbir yi ñu ngi rafetlu mbir yi bu baax a baax ku mel ni Thiamas vraiment apprécié soxna Thiaba Betty ñoom ñëpp vraiment daal ba ci Moustapha ak Bitey nga xamante ne vraiment bi may ñëw rek mi ngi woote naan émission fu mu toll naka invité yi mais di gërëm bu baax a baax aussi ki réalisé nekk ci ginnaaw émission bi di Serigne Aliou Keita ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi am na solo trop di wax ne ñu ngi tàggu ñëpp di tàggu sénégalais yi di leen jox rendez-vous ci beneen émission li ci dëkk bi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri la voix
de sans voix. kon nag bu ngeen bañee seen askan yëpp leen lépp lu ngeen fi amee billaay si la ñu jox leen lépp lu ngeen fi amee billaay jox leen. J'étais le chef du service social de la MAC de Thiès. Pour ñoom j'étais une étrangère xam nga liggéey ak paramilitaire dafa metti civil bu dem ci paramilitaire da ngay am problème war naa recevoir tous les détenus mais dem nañu à un moment donné ñu ne détenu bu ñëw ci sa bureau j'ai eu tous les problèmes mais teewul nag ma jàpp fi ma jàpp